Càmbar si diine sur ITV. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin Muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fii la sur ITV, ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu képp koo xam ne yaa ngi topp ITV ak iRadio rawatina émission bi di càmbar ci diine. ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu fànqal ñu feebar bi nga xam ne mooy Covid 19 te mu lëmbale àdduna bi yëpp. su ko defee tey sunu thème mi ngi aju ci le système éducatif. Quel système éducatif pour le Sénégal kon nan lañ war a tëralee lépp lu aju ci mbiru yar ak waajal ak xamle ak jàngale ci Sénégal bu ko defee loolu waxtaan la boo xam ne bu am solo mën nga wax ne benn réew mënta jëm kanam kenn baal ñu mënta jëm kanam bu fekkee lijjantiwul loolu ba lijjanti ko nam ko bëggee di ko tëralee tamit nam ko bëggee su ko defee kon loolu may nekk suñu thème waxtaanu émission càmbar ci diine bu tey bi ni ñu faral di ko defee ci émission bi chaque fois dafa am message de sensibilisation boo xam ni ay kàddu la yu ñu yëkkati pour gën a xirtal nit ñi ci ñu respecter les mesures barrières parce que ñu ngi ba tey ci feebar bi gis nga dafa mel ne sax temps yi dafa gën a tàng ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiq di jaale ñi nga xam ni ñàkk nañ ci ay am di jàmm ay xarit ay mbokk waaye itam di ñaanal shifa ak tawfiq ñi nga xam ni ñu ngi ci lopito yi wala ñu ngi seen kër di faju su ko defee kon ñu wàccoo bu baax rek ak les mesures barrières parce que fagaru ak fegu ci jàngale l'islam la bokk ñu bàyyi ci xel bu baax a baax rawatina li nga xam ni bu feeñee ci nit ki rek war na commencer bàyyi xel boppam ñuy wax mooy symptômes yi bu fekkee da nga gis ne sa yaram mi ngi tàng nga gis ne yaa ngi sëqat lu bari nga gis ne sa cafka dafay soppeeku nga gis ne sa baat mi ngi metti mel ne lu koy xoos ci biir ak yu ni mel médecins yi loolu la ñu wax ne mooy ay symptômes mooy ay mandarga yoo xam ne bu feeñee ci yow li nga war a def mooy nga d'abord fexe ba takk sa masque bu baax parce que mën na am feebar bi la su ko defee doo ko wàll rawatina ñi nga xam ne ñoom nga jege fi ngay liggéeyee wala booy dugg ci oto yi wala sa kër ak bërëb yu mel noonu nga takk sa masque nga tamit sori nit ñi kéem sa kattan moom la ñuy wax auto isolement ba noppi nag léegi nga woote 19 19 boo wootee 19 19 le personnel de santé ñi fa nekk dinañ la déglu ba pare xam lu ñuy def ak yow bu fekkee tamit xëy na woote bi xaw na jafe nga takk sa masque dox dem ci centre de santé bi la gën a jege te bañ a jaxasoog nit ñi boo demee foofu dinañ xam nu ñuy lijjantee sa mbir kon loolu nekkoon na benn message de sensibilisation boo xam ni dañ koy faral di joxe ci émission càmbar ci diine. kon su ko defee suñu thème mi ngi noonu quel système éducatif pour le Sénégal ma am fi ñaari kàngfóore yoo xam ni thème bu mel nii kenn du leen gis ci plateau bi di wax ne ñii est-ce que am nañu jaar-jaar wala gëstu bu leen may ñu war a mën a indil doomu aadama yi déglu émission bi ay xam-xam ak njëriñ bu bëree bëri kenn ki kan la mooy inspecteur éducation nationale Alioune Ndiaye moo nekk nii à ma gauche. nit ñaa ngi koy commencé miin ci plateau yi ak bindam ak gëstoom ak yu bëree bëri taxawaayam ci réew mi rawatina nag secteur bi nga xam ne mooy domaine am dëgg muy mbiru éducation mu am ci jaar-jaar am ci gëstu am ci mbind am ci taxawaay kon ñu ngi koy jaajëfal di ko remercier ci lu mu teew dinañ ko jox mu nuyoo balaa ñuy tàmbali waxtaan bi à ma droite docteur Cheikh Gueye nga xam ne moom it miin nañ ko ci plateau yi ak taxawaayam ci réew mi c'est un docteur en géographie am na jaar-jaar lu yàgg ci ENDA Thierno ñëpp xam nañ kuréel boobu njëriñ bi mu am ci Sénégal ak ci àddina bi waaye rawatina tey ñëw na fi aussi ak casquette ak taxawaayu nekk benn membre actif wala sax secrétaire général wala exécutif ci cadre unitaire de l'islam nga xam ni benn mbootaay la boo xam ni dafa dajale mbooloo jullit yu Sénégal yëpp tarixa yi ak association islamique yi nga xam ne dañuy saytu Sénégal nu muy doxee ak lu ci l'islam war a andi pour que nekkin bi yiiw ñu yéewanal nekkin bi lépp am ci dal ak ci warmaalante kon ne ñëw na fi tamit ci casquette boobu
kon su ko defee ma jox inspecteur Alioune Ndiaye mu nuyoo. inspecteur jërëjëf imam ñu ngi naan aleykum salaam wa rahmatullah. tey waxit la yonent yàlla Moussa waxoon rek ba muy dem ci Firawna di ko ñaan wax dëgg yàlla leeral làmmiñam facha ba lépp mu ci wax mu leer. loolu tamit la ñuy ñaan ba tey ci émission bi yàlla na suñu borom dimbale ñu ba lépp lu ñuy wax fii mu mën a leer. amiin doomu aadama yépp mën koo déglu. amiin li ñuy tàmbalee mooy nuyu ñëpp nag te di la jaajëfal ci émission bii ngay animé di wax ne am nañ mbégte ndax biñ nekkee université yàgg nga ñoo jiite ñu daan taataan say xutba mu nekkoon lu neex lool loo xam ne bu ñu paree ci jumaa ji sax da doon continuer discussion yi ci biir chambre yi am tamit mbégte di fi dajeeg sama mag Cheikh Gueye. xam nga dañ naan garab ci kaw lay fekkante. ñun bi ñuy nekk première année université rek déjà dañ doon lire ay travaux am yoo xam ne def na ko xamuñu ko woon mosuñu ko woon gis fekk mu nga Strasbourg ak feneen. mais dañ daan dem IFAN di fa gis ay travaux am gis taxawaayam boobu ba léegi wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ni borom xam-xam la. tabarakallah inspecteur Alioune Ndiaye tabarakallah merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. di ñaan borom bi defal la tawfiq ba li nga bëgg a wax yëpp nga wax ko ci ni mu gën a leere nit ñi mën koo jëriñoo docteur Cheikh Gueye. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim. ñi ngi toftal tamit suñu nuyoo ci nuyoo sëñ Alioune. di la sant bu baax yow imam ci invitation bi ak sa taxawaay ci réew mi. Alioune daf ma cee jiitu waaye ñun ñu dëkkoon pavillon E tiim jàkka ji ñun tamit moom moo doon suñu imam. bëggloo ñu tamit ca jamono jooju xutba effectivement ci yow lañ découvrir ay xutba en français ak xutba en wolof. donc mu doon lu am solo yu tegu woon ci xam-xam. yokk ñu bëgg diine bëgg suñu bopp. ñu nit ñu lay sant bu baax tamit ci taxawaay yi nga xamee ni am nga ko ci réew mi boobu ba tey. muy taxawaayu responsable di taxawaayu citoyen boo xamee ni lu ñor réew mi ñor na ko dina ci génne xalaatam enrichir ci nit ñi te mu tegu ci xam-xam ak ci dëgg. Alioune ma koy béggee tamit bu baax ci gise bi ñu fi gisee waaye aussi di ko sant ndax bi ñuy xamante di wax téléphone mbir moo xewoon maanaam muy jamono joo xam ni coow dafa juboon ci mbiru voile. waaw ci affaire éducation nationale bi. waaw xam naa question bu ñu mën a dellu si la. ñu may dem ba ñu boole ma ak moom ñu mën naa waxtaan ak moom ci xam-xamam ak aussi ci taxawaayam ngir ñu mën a trouver solution ci benn problème bu xewoon Saint-Louis. ba li yàlla di def gouverneur Saint-Louis mi fa nekk ba tey Aïdara Niang moo mujjoon régler problème boobu. mu wooree parti yëpp ba parti waxtaan ba juboo donc tey la ñuy door a gisee. waaye damaa ngi koy sant bu baax a baax. di nuyu aussi réew mi yëpp di toftal sama kàddu ci li nga wax ci mbiru mbas mi. ngir ñëpp góorgóorlu ci. booloo xeex ko ngir ñu mën koo mbas mu génn ci réew mi. tabaarkalla mu ngoog kon nag mu ngoog ay nitu expérience ay nit yu dal. ay nit yu intervenir saa su ne. ci réew mi ngir lépp tegu ci yoon tegu ci lu rafet. xàll ay yoon pour un avenir radieux pour le Sénégal ñu mel noonu ñoo fi toog tey kon suñu xel na dal ci ne incha allahu taala ci lu xaj ci temps bi. ñoom lañ fi bëgg a génne yëpp sax du ci xaj parce que seen jaar-jaar ak seen i mbind ak seen i gëstu bu ñu ko bëggee tuur fii yëpp sax maa ko dul nangu parce que du fi xaj tey du mu bëgg ñu koy cof-cofe noonu moo tax dinañ jël quelques points ci waxtaan bi tey quel système éducatif pour le Sénégal question la su ko defee ñoom ñu indil ñu ci ay tontu su ko defee li ci des nag nit ñi kon ne ay gëstu kon ne di ko waxtaane parce que thème la boo xam ni kenn du ko waxtaane benn yoon ci benn plateau jeexal ko kon nag ñuy remercier aussi Ramatoulaye Sall Diop tey ji moom moo nekk ci xarala bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo koy jàppale équipe bi les caméramans ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm kon ñu dellu ci xarala bi ñëwaat dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilah rabbil alamin kon nag mbokk yi ñuy seetaan suñu thème mi ngi noonu quel système éducatif pour le Sénégal
su ko defee inspecteur Alioune Ndiaye docteur Cheikh Gueye système éducatif comme ci tubaab lañ ko tëggee wax ko ci wolof sax du yomb. moo tax dama leen di bàyyi rek ngeen faram fàcce. waaye daal lépp lu jëm ci tàggat doomu aadama jàngal ko waajal ko xamal ko ak li ci aju yëpp xëy na loolu la tubaab di tuddee système. bu ko defee du ma ci sori nag parce que du ma spécialiste ci domaine boobu. ala kulli xaal question bi nag mooy loolu ñu wax léegi ci xamleeg waajal jàngale réew mu nekk ak na mu ko tëralee. léegi nag Sénégal ñun suñu système éducatif mi ngi fi balaa tubaab yi di ñëw. parce que am na ñoo xam ne boo leen déggee ñuy wax da ngay yaakaar ni Afrique de façon générale ak Sénégal en particulier dara mosu fee xew balaa tubaab yi di ñëw. dafa mel ne kon avant colonisation dara amul woon. après colonisation rek la Sénégal commencé am histoire commencé am éducation commencé am bind njàng et cetera moo tax ma bëggoon ñu ñëw ci système éducatif boobu mu am déjà luñ ci xamal nit ñi balaa sax l'islam di ñëw. li ñuy wax le système éducatif maa ko tuddee noonu rek négro africain. suñu maamaati maam yi nan lañ doon joxee xam-xam nañ leen doon waajalee ndaw yi di leen tàggat di leen yar balaa l'islam nan lañ ci mën a xamal nit ñi ma commencé ci inspecteur Alioune Ndiaye mën nga aussi sax demaale ba ci nag léegi ban jamono ci la l'islam ñëw indi moom tam système éducatif bi ak tamit colonisation bu mu ñëwee lu mu indi. jërëjëf imam loolu dañuy sawar tontu ci lool ndax même bu ñu dee inspecteur de l'éducation yàlla daf ñu nottoo ñuy yëngatu ci wàllu taarix maanaam ñun historien lañ te histoire léeg-léeg dañ naan la c'est avec l'apparition de l'écriture waaye histoire daal boo ko bëggee jàpp mooy une distribution des événements suivant l'axe du temps balay Jésus di ñëw lu amoon bi Jésus ñëwee lan moo am 1895 lan moo am ñun daal loolu la ñu jàpp ne mooy histoire une distribution des événements suivant l'axe du temps jamono ju jot rek ak saa su jot rek ñu ne lii moo ca am kon tey da ngay xam ne doomu aadama ba mu juddoo ba léegi li ngay wax système éducatif nañ ko tuddee rek njàng mi parce que damay dégg rek ñu naan sun njàng mi waaw buñ naan la qualité des enseignements apprentissage sax wala du système éducatif da naan njàng mi rek loolu la ñuy wax de waaw njàngale bi da léegi dafa yàqu kon mën nañu wax njàngale mi rek mais jàngale nag doomu aadama bi mu ñëwee ci àdduna maanaam am intelligence tout le temps doon na jàng ndaxte égyptiens yi doon nañ jàng foofu dafa sori Rome doon na jàng foofu dafa sori mais islam bi dañuy wax waaye islam am na lu ko jiitu l'Arabie anté-islamique am na l'Afrique anté-islamique am na ndaxte islam moom 570 rek nga mën a wax ci mu juddoo ba 632 donc 6e 7e siècle ngay mën a wax waaye balay boobu ñu ngi doon jàng waaye nag bi islam ñëwee te saar bi njëkk a wàcc ci yonante bi ñu ne ko jàngal kon xam nañ ne jàng dafa am place mais Afrique nag amoon seeni tradition loolu bu ñu ko fàttee dañoo amoon ay université même pire université la woon ñu fa doon tàggat di former nit ñi ñu amoon suñu ay daara ci daara yi nga xam ne tey même ñi nga xam ne ñëw nañ sax jamonte ak colonisation bi mais daara yooyu lu bari lañ fa doon def di la tarbiya di la tarxiya lépp ñu koy def pour yëkkati nit ki maanaam éducation moom élévation de l'individu la rek fexe ba nit ki nite mais loolu nag wax dëgg yàlla yàgg na fi te am na loo xam ne noonu lañ tëloon suñu société daan def éducation benn jamono nag colonisation dafa ñëw mën nañu wax ni 18e siècle la commencé ñëw mais ba muy ñëw nag fekk na fi daara mais am na leneen lu mu indi daara la tudd ci ñun mais ñu ne ko école boobu tamit dafa amoon mission maanaam mission civilisatrice ñoom bi ñu ñëwee dañoo làqatu ci école pour dawal seen diine ak yi tamit créer des relais rek pour l'administration xam nga loolu day indi jafe-jafe par rapport ak ñun niñ gisee woon daara moo tax am na ñoo xam ne tey gis nañ ne njàng moomu tey bu ñu la indilee modèle classique boobu ñun duñ ci dem dañuy jàpp na ñoom dañoo war a jël seeni doom dugal leen ci nga xam ne système bi nga xam ne moom lañ amoon njàngale bi nga xam ne moom lañ xamoon bañ leen a yóbbu ci modèle boobu kon xam nga ne loolu day indi jafe-jafe mais tey boo ne ma ban système éducatif lañ war a def pour suñu réew ci ñun liñ ko gisee dans une démarche scientifique système boo dem dafay am une loi d'orientation bi njëkk am ñun 71 la te li ko jiitu mooy la crise de 68 gis nga crise chaque fois bu amee rek dafa am lu muy jur ba tey mooy grève bu metti boobu mi ngi noonu 68 ñu njëkk a def bàyyee ko France ñëw ñu njëkk a def une loi d'orientation nag 71 mais loi d'orientation moom ci lay wax ñun ba nit lañ bëgg a tëgg assemblée bi mooy wote na ñun ban type doom lañ bëgg a former te day jaar ci njàngale mi ñu ñëwaat ba 91 it am na lu ko jiitu muy l'année blanche de 88 gis nga
adduna noonu rek lay xam doxee. naa ci dara ci laa daw dem Maroc. mu ngoog crise day am rek ñu defaat beneen loi pour xool mais gis nga bi ñu demaatee ba 91 tamit ñu ñëw ba 2004 mooy loi bi ñu mujjee tëgg ndax boobu tamit dañoo gis ne diine faw ñu dugal ko ci ak beneen article boo xam ne ma nga ca muy sur l'obligation scolaire moo tax boo ne ma. ban système éducatif la ñu war a def pour Sénégal dama lay renvoyer rek ci loi yooyu nga xam ne moom la ñu fi tëral mais nag jàpp ne moom éducation mbiru njàng moom. dañuy wax ci réew moo dem dañ naan moo nekk au cœur de la république boo demee États-Unis boo demee France boo demee Danemark foo munti dem njàngale moom dafa nekk au cœur de la république maanaam tey boo jëlee nguur gi li ko gën a préoccupé mooy njàngale mi ndax njàngale mi la ci ñuy fexe ba tabax ay doomu aadama mais càmbar nañ ko nag gis na toujours am na ay crise ndaje yoo xam ne kenn du ko fàtte muy 81 les états généraux de l'éducation et de la formation ñu dawalaat ay at muy 2016 2014 ñu defaat encore les assises de l'éducation nationale mais yooyu yëpp day wane jàngoro yi ci nekk ak tamit bu ñu ko bëggee saafara wala li ñu bëgg tey naan la ñu taxawee xam naa bu ñu gënee xóotal ci waxtaan bi wax dëgg yàlla yooyu yëpp dañu leen ko indil mais fu ngeen ma natt rek ci wàllu taarix jamono bii lan la woon ak lu ñu doon def pare nañu wax dëgg yàlla pour répondre ci question yooyu. tabaarkalla ubbi bi am na solo lool dinañ ci ñëwaat ci yooyu nga wax jaar-jaar yooyu nga wax. assises nationales yi ak loi d'orientation yi ak yeneen programme yi fi jaar yëpp ci qualité enseignement bi am na fi ay programme ay projet ay évaluation yu ñu am yoo xam ne yéen ñi nekk secteur bi yéen a ko xam léegi dinañ ñëwaat ma laaj la ci wàll boobu loolu yëpp tey résultats yi lan la est-ce que tey spécialiste bu mel ni yow mën nga wax ne loolu yëpp jaroon na ko wala am na lu bari lu des lu ñu war a joyante ak yu ni mel kooku loolu dinañ ci ñëwaat jërëjëf ci introduction bi nga def docteur Cheikh Gueye yow tam un géographe il est forcément quelque part un historien aussi parce que ñaari discipline yooyu boo leen teqalee foog naa doo ci gis benn historien bi su xamul lu géographie foog naa dina xaw a réer géographe bi tam bu nee non man damay xool rek xeer yi ak xawma kii datation yeeg yooyu mën na am donc mais en même temps kon yow tamit am nga recul un peu sur l'histoire africaine et sénégalaise en particulier système éducatif bi nga xam ni amoon nañ ko fii bu ñu jëlee par exemple kaaw Sénégal avant islam di ñëw je crois que peut-être am na nu ñu doon jàngalee ndaw yi ci kër yi ak ay initiation xaw ma wala tam xëy na ki nar a nekk buur peut-être am na formation spéciale bu ñu ko doon defal yooyu yëpp géejuwuma ci noonu ak tamit loolu bi islam ñëwee tamit yaakaar naa ni yombul woon parce que tamit sëriñ si dañ fay fekk lu mel noonu ñi ñuy tuddee ceddo yi am yu ñu doon doxalee sëriñ si ñëw bëgg a dugal islam mu am ay jafe-jafe waaye sëriñ si mujj teg quand même daara en particulier di ci yar ay nit ba mu yàgg tam tubaab yi ñëw ñoom it am lu ñu indi am façon nit boo xam ne moom lañ bëgg a taxawal pour seeni intérêt léegi dama lay jox kàddu yow tamit loolu itam nga defal ñu ci benn jàngat ñu doog a gën a dugg ci yeneen tomb yi. jërëjëf imam waaw bu ñuy wax njàngale maanaam yaakaar naa ni li gën a yaatu xaj na mooy yar ndax soo ko seetloo su fekkee leeralu ñu baat yi nit ñi mën nañoo jàpp ne jàng lu sew la ci yar la bokk nag waaye yar gën na yaatu lool te nit ki bu fekkee dafa juddu ki nga xamee ni mooy ay waajuram d'abord ñoom ñoo koy yar famille bi door cee topp famille bu gën a yaatu bi door cee topp kër gi door cee topp koñ bi door cee topp walla village bi ginnaaw gi ci dañ koy dénk ay jàngu soit daara soit école comme ni nga xamee ni noonu lañ ko xamee tey donc comme ni nga ko waxee ci suñu société bari woon na ay système d'initiation soo demee Casamance da ngay fekk seen système bopp ba léegi muy dox nga gis ni nit ki buy dugg ci mbaar am na lu ñu ko fay jàngal am na ay jikko yu ñu ko fay transmettre suñu maam yi sagesse africaine yaakaar naa ni ñoom la jaar muy maam yu góor yi muy maam yu jigéen yi muy léeb yi muy proverbe yi léeb yi yooyu yëpp ay xeetu jàngal nit ki ak defar nit ki la ba ngay mat ci jamono joo matee lenn ci sa ay âge ñu yóbbu la ci beneen étape ba nga doon nit ku defaru donc lenn li ci ay cosaan lay jaar lenn ci ay diine donc loolu sooy seetlu surtout booy waxu système mooy lan système ay pàcc la yoo xamee ni dañuy lëkkaloo pour mën a jur dara tey jii nii usine bi defar oto
day am ay taxawaay yu bari yu ay nit di taxaw. bu ñu ku ci nekk taxawaay ba nga am ba nga ca war a am boo ko ci amul oto bi bu paree du dox. kon loolu mooy. parce que day am lu manqué ci système day am luy manqué. kon il faut ñu am aussi regard boo xamee ni daf ñuy may ñu gis yar googu muy ba nga nekkee ca berceau ba ba ngay génn ba ngay génn àdduna sax laay wax da ngay jàng ngir gën a defaru kon buñ koy seet kon ci ni nga xam ni noonu la ñu war a taxawee taxawoo njàng mi. war nga gis ne du ministère de l'éducation nationale rek moo war a taxawoo walla taxawee li nga xamee ni moom mooy yar bi ak defar nit ki. man gis na am naa ci gis-gis bu gën a yaatu loolu ndax xam nga ni ministère de l'intérieur day yar. n'est-ce pas bu amee situation yoo xam ne dafay laaj policier génn. policier day yar. ba boo demee ministère yi nga xamee ni mooy ministère de la femme de l'enfant de la famille. moom tamit am na cër ci yar. waaw donc nga dem ministère de l'environnement sama ministère. voilà am na taxawaay ci noo war a doxalee gàncax geeg kii exactement dëkkuwaay tamit du fa la neex nga tabax et cetera. boo d'accord noonu nga gisee pour man war nañu am boobu regard. d'accord regard systémique. bon mais léegi suñu dellusee ci taarix bi ak géographie bi tamit. soo xoolee suñu réew ni nga xam ne ni noonu la bindoo da ngay gis ne l'islam dugg bi mu fi dugg. notamment 9e siècle. am na jeexital bu am solo ci ni yar gi évoluer ndax effectivement comme ni ma ko waxee sànq amoon nañ suñu système u yar bi fi l'islam duggee nga gis ne l'islam boobu dafa indi njàngale mu bees waaye am aussi ay taxawaay yu bees yu ñi nga xamee ni ñoo taxawee woon réew mi yore muy buur yi muy société bi ci boppam ki nga xamee ni mooy kilifa diine ñu mën koo indi ci biir askan wi muy jàngale di àtte loolu yàgg xam nga loolu lu fi yàgg la ay temps ñu gis ne ci cour marabout cour royal yi la yemoon cour aristocratique yi nga xamee ni kilifa gi nga xamee ni mooy buur bi dina soxla yenn saay kilifa diine gi pour mu ñëw àtte ñu woo ko mu ñëw. ak bindal ko ay bataaxal. wala bindal ko ay bataaxal wala bindal ko ay yoo xamee ni da koy sàmm. yooyu yëpp ci la bokk ay ñaan ak di ko jox ay conseils. voilà yooyu yëpp dañu dem ba nga xam ni ñi fi nekkoon buur dañu ko mujj reconnaître yooyu personnalité ba tax bu ñu leen dugalul woon ci biir këru buur bi tamit danañ leen fàkkal fu ñu dëkk. loolu mooy indi après mbiru géographie ba tax nga gis ne Sénégal fépp foo dem daara wala sanc bu fa sëriñ sanc wala kilifa diine am na fa ba tax booy xool ceeru tur dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal sooy xoolee turu dëkk yi da nga ciy retrouver mooy toponymie bi da nga ciy retrouver ne ñii ay diine moo leen sos wala kilifa diine wala mu taxawee diine kon loolu ci taarix lu am solo la mais pour man sax weesu na foofu parce que comme ni mu ko waxee soo gisee université Pire ba muy juddu ay 1700 université Koki pardon 1700 Pire 1600 et quelques da ngay gis ne li muy wone mooy booba amoon na réseau ay dëkk yoo xamee ni diine ak xam-xam la ñuy taxawee di ko weccee mu doon réseau li ma tuddee réseau de daara de fondation scolastique d'université yoo xamee ni nit ñi dañuy dem fii jóge foofu dem fee jóge foofu dem fee loolu tamit dafay yokk mbokkoo gi ci seen diggante waaye ñu mën cee jànge ne jàng ak xam-xam dafa mos a am doole am solo ci réew mi loolu nag bu ñu demee ba tax na ñu bari fesal nañ ne même soo gisee esclavage njaam gi bi ñu ko fiy indi tubaab yi di fi ñëw di jënd si jaam bari na loo xam ni daara yooyu teew bi ñu teewoon ci réew mi ak bañ mën a bañ gi ñu jàngal nit ñi ak ñenn ñi nga xamee ni li koy fesal mooy am na esclave yu ñu jàpp yóbbu leen ba États-Unis ñu continuer di fa jàngale daara xam nga loolu am na ci am na ay personnalités yoo xamee ni fi mu nekk nii c'est topp nañ ko ba gis ne
ñii ba ñu demee ba foofa mënoon nañu bind arabe. dem nañ jóge nañ ci tel cours ñu jaay leen ci beneen cours ñu fay jàngale ak yu mel noonu. kon moo lay woon ni jàng ak xam-xam ca booba la tas ci réew mi. léegi nag bi ñu demee ba nga xam ni tubaab bi ñëw na fi comme ni mu ko waxee tubaab bi dafa amoon lu ko fi indi. mooy ñetti emmam yooyu. mooy mission mooy le marchand. le militaire. ak religieux bi. maanaam le missionnaire le militaire et le marchand. d'accord donc li ko fi indi woon bokk na ñëw jël suñu koom. ñëw moom ñu waaye aussi ñëw dugg suñuy xel. ba nga xam ni même bu fi jógee. ñun dañuy doon ay tubaab en partie. waaw parce que muy mission civilisatrice bi ak mission assimilatrice. parce que tubaab bi dañu gëmoon ne. pour nga nekk nit foog nga mel ni ñoom daal. foog ñu defaraat sa xel. tàggataat sa xel. exactement kon loolu sooy xool réew mi tey ni mu bindoo ci taarixam ak ci géographie am yépp da ngay gis ne diine dafa ñëw mooñaat réew mi teg yar ak jàng fu am solo tubaab bi mu ñëwee nag indi na moom tamit li nga xam ne mooy gis-gisam indi ay pexeem. ba ginnaaw gi nag bi ñuy am suñu indépendance xaj na ci la ñu desa toogaat xool lan la ñu war a def ngir dellu ci li nga xamee ni mooy suñuy yaru bopp suñu jàngale bopp wala boog jàngale boo xamee ni dina gën a dëppoog suñu cosaan te du ñàkk dëppoog jamono loolu ci boppam moom laa bëgg a doore ginnaaw ñuy ñëw xóotal li ci des. tabarkallah fi nga mujjee am na solo trop docteur Cheikh Gueye parce que quelque part commencé nañ kon tontu question bi quel système éducatif pour le Sénégal ban façon yar moo jig waa réew mi waa Sénégal su ma ko mënee waxee noonu ci wolof fi nga mujjee kon foofu laay jëlaat demaat ci inspecteur Alioune Ndiaye mooy que inspecteur Alioune Ndiaye boo defee une évaluation rapide yow nga jéem a xayma jéem a natt Sénégal depuis indépendance ba fi ñu toll nii liñ fi indi yëpp ci ay loi d'orientation indi ko fi ci ay programme d'éducation def fi ay assises ba ci programme yi mujjee yi ba ci coow lu mujjee li sax bu yàggul éducation sexuelle loolu yëpp ça veut dire que ni am na ñoo xam ne am na gisin bu ñu am ci éducation bëgg ñu ko indil mais Cheikh Gueye dafa waxal lu am solo sànq est-ce que loolu ñun suñu bëgg-bëgg la est-ce que ñun loolu dafa ànd ak suñuy valeur suñu cosaan suñu diine kon nag léegi yow fi ma bëggoon ñëw ak yow mooy boo defee évaluation boobu indépendance ba léegi est-ce que da nga naan système éducatif yëpp daanaka taxu koo am solo dara baaxu ci ni ko ñenn ñi di waxee xëy na xaabaabal la wala da nga naan yan point nga may indil daal ne lii moom mën nañ wax ne baax na mais bëri na ay jafe-jafe ci fii ak fii ak fii. waaw Imaam xam nga système éducatif peut-être duñ ne instruction waaye ñu ne yar muy éducation gën a yaatu. kooku nit ki faaw moom boppam pour mën ko assurer. mais boo xoolee ne am na ay jamono yoo xam ne moomuñ suñu bopp. islam nag moo fi jiitu école boobu nga xam ne dafa ñëw dominer ñu. parce que presque 11e siècle avec les Almoravides dugg na. waaye tamit 14e siècle rek presque 4 siècles la ñu def d'esclavage. presque boobu tamit société bi taxaw na mais société bi xaw na yàqu ci yooyu. mais ñu subir nag domination coloniale. indépendance dugg nag en 1960. mais bi indépendance duggee taxul ñu moom suñu bopp dañu indil benn système éducatif ñoom dañ koy wax sax ba naan le système éducatif sénégalais est l'appendice du système colonial français maanaam lañ doon def France rek lañ doon def fii ba ci suñu université bi sax dañ doon wax ma doon université du 18e département bu Dakar bii. kon ñoom dañu ñëw rek ak seen programme mais biñ dawalee tuuti ba crise bi am 68 mais 71 commencé nañ gis ne système bi nu indil dafay maanaam teq loo xam ne ay paradoxe la maanaam c'est un système qui arme des paradoxes ndax buñ la ne les ancêtres nos ancêtres les Gaulois. xam nga loolu amut. moo tax ñu taxaw les ancêtres nos Gaulois c'est-à-dire wax ne ñun suñuy maam. amuñ dara ndax seen projet d'assimilation daf fi nekk ba léegi. suñuy maam ay tubaab lañ mi ngi noonu. jàpp ne ñoom daal ñun ñi fi nekk nii tey dañ ñuy def ay tubaab loolu dafa nekkoon benn projet bu dëgër ci français mais d'ailleurs bu ñu gisee statut Faidherbe nga gis li ñu bind ci suuf le Sénégal reconnaissant. mi ngi noonu foog naa day dugg ci biir waxtaan tamit. kon bi ñu demee ba ci benn instant ba ci benn jamono. war nañ leen nangul ne ñoo ñu def nit parce que loolu mooy Sénégal reconnaissant. waaw ñoom loolu lañ bëggoon mais ñoo leen gën a nite.
ñun boo xoolee suñu aada. xam ne duñ seen morom ñoo leen mënoon ci fànn yu bare ñàkk xam fi nekk rek ñoo leen gën a nite. ñun nañuy jàppee jigéen nañ gisee jigéen bokkut ak ñoom nañ koy defee fi ñu yegg si tey nga xam ne ci décadence la bokkut ak ñun. suñuy réalité mais tam inspecteur Aliou Ndiaye kon tamit wax nga lu am solo parce que da nga ni ñun tamit en tout cas bu ñu leen gënul nite gënunoo nite man maa defaraat wax bi noonu. mi ngi noonu mais ala kulli xaal da nga ni ñun amoon nañ lii ak lii ñàkk xam rek da nga attirer sama attention kon soo nee ñàkk xam forcément man damay dugal waxtaanu ne kon jot na kon effectivement li Cheikh Gueye wax sànq mooy xamle. mais mi ngi ñëw. suñuy vraie valeur ak suñuy xam-xamu bopp. loolu mi ngi ñëw te loolu li la koy may. système éducatif tubaab bi loolu la fattoon kon. loolu la fattoon mais loolu nag li la koy may tey mooy nga moom sa bopp. il faut nga am indépendance bi moo jeexagul bi ñu ñëwee ba 71 xam ne kat système bi lii muy wax nii amul ñu xaw koo dindi defar suñu loi d'orientation bi assemblée ñoo taxaw na ñun ban type de Sénégal lañ bëgg a former. bi ñu ñëwaatee ba 81 ñu def les états généraux de l'éducation de la formation gis nga états généraux moom boo ko defee ci wàllu taarix. bu ñu ko defee rek 3 ordres yëpp day daje muy clergé beeg tiers état beeg ñoom ñëpp daje fii tamit képp koo xam ne day réfléchir ci wàllu jàngale taxawoon nañ en 1981 càmbar. ne am na lu doxut muy yooyu nga xam ne dañu ko waroon dindi. am na loo xam ne war nañ ko def pour gën a améliorer. mais bi ñu ñëwaatee ba 91 ñu gën a tëggaat suñu loi mais bi ci gën a garaaw kay bi ci gën a am solo mooy bu 2004 bi. nga xam ne boobu non seulement day wax ci l'obligation scolaire mais dafa wax ci njàngaleem diine. la loi de 2004 boo ko càmbaree ci article 4 bi ak article 3 bi. ci loolu rek lay wax obligation scolaire ak tamit nañ dugal diine. ndax ñoom bi ñu ñëwee te seen école des fi ba léegi mooy yi nga xam ne ay école catholique la. dañuy def seen catéchèse mais doomu jullit bi daawul mën a def diineem parce que dañoo nekk ci école laïque kooku tamit li ko tënk dafa bari mi ngi ci constitution bi moo ñu tënk ba léegi. kon am na loo xam ne. gis nañ ne jagutoon ñu jéem koo dindi dem nañ ba naan kàllaama bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo sax pour xam connaissance bi nañ ko seetaat. muy kàllaama wolof bi yooyu yëpp tey mi ngi def fi jéegu am na ay jamono am na ñu fi jiitoon kenn mënul woon xalaat ne da nga toog di wax ci sa kàllaama kon yooyu yëpp tey ñu ngi koy segg mais ba léegi dafa des te li koy waral mooy ñu moom suñ bopp gis nga moom suñ bopp boobu muy autonomie boobu indépendance boobu. surtout sur le plan financier bu fekkee ne ñun mën nañoo jël suñuy koppar yu doy dugal ko ci njàngale mi war nañoo mën a def njàngale mu ñoŋ former sénégalais boo xam ne bii ñun ñoo ko bëgg a former moo am ndëgër laay wéeru ci aadaam ak cosaanam ba pare ubbeeku ci àdduna bi mais loolu nag am na ay jéego yu ñu ci def parce que évaluation buñ ci toog rek dañu gis ne fii am na jafe-jafe am na rëq-rëq états généraux wane na ay rëq-rëq ñu jéem ko saafara am na jéego yu ñu ci def mais les assises tamit en 2014 2015 2016 ñu gis ne rëq-rëq am na def nañu ay recommandations mais ba léegi des na loolu nag ñun ñoo war a xool en tant que sénégalais ak borom xam-xam yi bu ñu toogee réfléchir xam ne pour ñu am nag loolu système bu baax boobu nii ak nii ak nii lañ war a doxalee waaye ci biir doxaleen bi tey am na yoo xam ne jafe-jafe la ba léegi. d'accord mais inspecteur Aliou Ndiaye évaluation boobu ngay wax noonu ba kon tey Sénégalais yi quand même def nañ effort yu bëri ci wàllu éducation tey xale yu bëri ñu ngi jàngi école xale yu jigéen ñi tamit gis nga léegi sax dañ naan ñoo ëpp sax ci cycle primaire ba ci kanam tuuti. En même temps tam ñu dugalaale genre loolu tam nekkaale benn approche ci biir boo xam ni peut-être tam lu ñu war a waxtaanee la ci évaluation ba xool ba njëriñ la amal système éducatif bi ak lu ñu ci jublu et cetera mais tey jii kon yow système éducatif Sénégal am na ay acquis quand même donc obligation scolaire boobu mel na ni ñu ngi koy doxal kon soo nee foog ñu moom suñu bopp kon fan lañ moomagul suñu bopp wax nga aussi affaire finance. kon système éducatif bi mu nekk nii est-ce que mën nañ wax ne kon moomul suñu bopp maanaam dañ ñu ko tegal fii imposer ñu ko wala nit ñoo xalaatul suffisamment pour dugal ci liñ ci bëgg a dugal. waaw des na dafa am loo xam ne des na parce que tey bu ñu jëlee budget bi tamit nee nañu partenaires yi lan ñuy jox. ak lum néew dem na ba mat 6% du budget. te 6% du budget xaalis la. 2% du budget xaalis la mais bala ñuy moom suñu bopp tey ñun ñuy financer suñu bopp ndaxte dama lay wax ne ku ëmb sa sànqal. ëmb sa sutura kon am na jéego yoo xam ne des na xam nga président la bu ñëwee ne nañ def concertation sur l'enseignement supérieur xam ne rëq-rëq am na mais ndax application ba jaaree na noonu ni waroon a jaar na yoon wi waroon a jaar bu ñëwee itam def assise de l'éducation nationale def ay recommandations mais est-ce que recommandations yi ni ñu koy appliquer demee na noonu loolu nag dafa des yu ci bari tey des na te suñ njàngale mi tamit am na ñoo xam ne tey ñi ngi ñëw ci biir
di dawal ñoom seen règlement. am na école yoo xam ne du ma tudd seen tur. waaye bu fekkee yow da nga indi sa école. xaj na ñun ñu gis na suñu école bi ñu yoree am na ñoo xam ne bëgguñu ko jël seen doom yóbbu foofu ñu ne ko bu muuru kon mbir mi des na. mais ba léegi tamit li ci des mooy système bi nga xam ne moom la ñu indil tey muy système classique avec le modèle classique am na ñoo xam ne tey duñ ci yóbbu seen doom. boo demee Saalum gee nga xam ne wax dëgg yàlla diine dafa saf ci touche sociale ba ñoom la modèle classique duñu fa yóbbu mukk seen doom. Touba it noonu ndax 95 sëñ Saliou dafa woo Banque mondiale bañ ñëw. mu tëj classe ya delloo leen seeni xaalis ne leen dem leen kon kay mbir mi des na. nañ gis ne am na ay jéego yu ñu def waaw naam mais lu bari dafa des. lu bari des na ci wàllu njàngale mi. tabaarakallah dinañ ci gën a ñëwaat encore docteur Cheikh Gueye donc gis nga évaluation rapide boobu ñu def moo tax man dama ni système éducatif bi fi nekk nii mel na ni ñun ñoo ko fi def mais mel na ni tamit ne defewuñ ko. nu mu dëppoowee ak li askan bi soxla loolu nekk waxtaan bu yaatu léegi docteur Cheikh Gueye man mës naa gis benn document sax boo xam ne publié woon nga ko sa page Facebook liggéey bu am solo boo ci defoon ak yeneen intellectuel ci wane ni système éducatif Sénégal dafa sooxe ndax nangam ak nangam ak nangam lan nga ñu mën a indil tey ci lu gën a am solo ci liggéey boobu ngeen defoon pour wan nit ñi ne duut baaraam ne fii la parce que man léeg-léeg dama naan gars yi itam yéen sax est-ce que du ñu xaabaabal système bi mi ngi dox ñu ne doxul léegi nag lan nga ñu mën a indil ñun ci ay indicateurs yoo xam ne bi ngeen defee liggéey boobu day wane ni effectivement système bi nekkagul système bi jik Sénégal bi Sénégal soxla. jërëjëf Imam liggéey boobu ñi ngi ko def ànd kook ñu xam ci réew mi muy professeur Abdou Aziz Kébé. professeur Penda Mbow sa xarit waaw dañuy xuloo tout le temps waaw docteur Bakary Samb mais aussi professeur Fatou Kiné Camara mi nga xamee ni mooy doomu Ousmane Camara te nekk professeur droit université ku nekk xam ni mu créé AJS waaw mi nga xamee ni ñoom tamit say xarit lañ temps yi damay xuloo ñoom tout le temps waaw donc mais nga gis ne ñu Souleymane Gomis aussi ma bañ ko fàtte nga gis ne ñu wuute ñoo ko Souleymane Gomis waaw sociologue ñoo ko tabax li kañ lañ ko tabax mooy avant ñuy def assise nationale de l'éducation bi ñu defoon 2014 dañoo toog daanaka 1 an et demi yenn saa yi ñu toog xéewaloondoo waxtaan mais vraiment li ñu gis ci ay grève gis ci ay jafe-jafe ci système éducatif bi bari na te tax na ñi ko yore du ñu am gis-gis bu sori ci naka la système bi war a demee maanaam sur 20 ans sur 25 ans naka la ñuy xalaatee suñu système éducatif ñu ne kon laaj na ñu am ci taxawaay su ko defee luñ ci jëlee ñu def ko benn mémorandum jox ko ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite woon assises nationales yi muy Abdou Salam Sall ak ñi mu àndaloo li ñu gis dans un premier temps mooy système bi soo ko xoolee ba xool ko dafa am problème mu finalité mooy fan la jëm dafa am problème mu. doguma la te loolu colon yi ñoom réglé woon nañ ko parce que sànq yéen ñaar ñëpp wax ngeen ni colon moom. xamoon na ban nit. maanaam relais la bëggoon former koo xam ne day continuer. la mu fi bëgg donte woon moom jëmmam jóge na fi. mais kon su ma la toppee da nga bëgg a wax ne par contre système éducatif actuel bi loolu leerul. dafa am problème mu finalité. d'accord te dinaa ci dellu si. problème dafa am problème mu contenu. tey jii nii boo amee finalité. yan tànk ngay teg. ngir yegg fa. ak lan ngay dugal ci biir ba nga xam ni ka cay génne la nga bëgg mu nekk ca moom dana ne ca moom kon loolu moom lañ ci fesal ñu ne benn ci sooxe yi bokk na ci suñu làkk nit ki balaa ngay wax ne lii yaa ko moom day fekk nga koy làkk sa làkku bopp ñuy fàttali la ca Cheikh Anta Diop waxoon ci fondement culturel de l'Afrique noire ak yooyu yëpp. kon depuis 50 ans xaw ma ba tey lijjanti wuñu loolu. ba tey lijjanti wuñu loolu. te pourtant li ci doy waar mooy même tubaab bi. UNESCO même mii ñuy coow. daf ñoo sant ni ñu bu ngeen bëggalee njàngale mi baax. xale yi am xam-xam te gaaw koo am. jàngale leen ko ci làkk wi ñu dégg. mën ngeen a ba am ay étude ñoom Aram Fall def ko ak Marie-Louise Diop wone naka lañ ko war a defee nan la ñuy dugalee làkk wi système éducatif bi nan la ñuy changer jàngalekat bi ba mu mën ko
nan la ñuy changer programme bi yooyu yëpp am na ay études ñu wonee ne éducation bi dafa am na ay études kon nguur gu koy doxal moo amagul. nguur gu ko bëgg a doxal. d'accord doo def un mois te génnee luñ la pexe yëpp ni nga ko war a def. d'accord waaye ñu ne système éducatif dafa am discrimination. juriste bi nekkoon ci biir kii bi moom d'abord mbiru làkk yi la génne ne d'abord première discrimination te discrimination boobu UNESCO ci boppam wax na ko mais suñu constitution ci boppam wax na ko suñu constitution daf ne xale bu ne wala sax waxuma sax xale mais citoyen bu ne li nga xamee ni nii moom lañ koy làkk def ci constitution ci moom defal ko ay règlement defal ko ay loi war na koo dégg. kon xam nga kooku bu ñu ko dugalee école ni ko fa ngay jànge loi yeeg règlement yiy doxal réew mi tam ñu làkk ko ci français kon commencé nañ ko lor xóotaay ba mbir yi xóot ba mu war koo dégg ci làkku jàmbur la koy jàng bu ko mokkalul du ko man kon loolu jafe-jafe bu mag la waaye aussi beneen discrimination bi donc discrimination ba ca constitution ba boddi bi waaw mooy aussi daara yi maanaam nga jël benn système éducatif ñenn ñi ne man lii laa bëgg a jàng nga ni leen dem leen toog mooy problème bu offre gi non maanaam nii nguur gi di saytoo système éducatif officiel bi daa di bàyyi beneen système éducatif bi mu daa di ndóol fu ñu toll di ko stigmatiser ak yooyu loolu discrimination parce que bu officiel bi dafa taq répp ba tey yi tubaab yi soxla woon di ko jàngale foofu nga xam ni kon nguur gi dafa tànn ne man bii système éducatif laay jàppale beneen bi sama yoon nekku ci mun nañ ko caricaturer noonu même si quand même te loolu est-ce que ànd naa constitution bi sax loolu si boppam constitution bi moo ko njëkk a bañ moo tax maa ngi woo bu baax a baax suñu syndicat yi ndax dañ leen di déglu nii ñu taxawee tey ci mbir mi fi xewoon fan yee ci ginnaaw man bëggoon naa ñu taxawee ko ci contenu système éducatif bi ak discrimination yi am ci biir système éducatif bi muy mbiru làkk bi muy mbiru toppatoo bi ñu war a toppatoo daara yi ak contenu yi nga xamee ni ñun suñu sañoon tey mag yi nga xamee ni ñoom la ñuy wax ci réew mi ñu taxawee li ñu doon lim te sëñ Alioune def ci téere nga xam ni njàngale mi nga xamee ni ñi ngi koy jàngale njàngale mooma mën a dugg ci biir système éducatif bi suñ nee xale yi kat war nañ leen jàngal moral lan la seen diine ak seeni cosaan wax ci moral suñ nee dañ leen di jàngal mbir jàmm ak jàmmoo wala citoyenneté wala bonne gouvernance wala transparence lan la ci suñu njàngale mag ñi wax ñu dugal ko ci biir système bi ñun bokk na ñun waa cadre unitaire ci li ñi nga xamee ne moom la ñuy taxawee mais groupe boobu ma doon wax groupe de réflexion sur l'éducation au Sénégal boobu ma doon wax donc ñooñu biñ ci liggéeyee ba pare bañ koy jox waa assise nationale dañoo wax ne ñun yaakaaruñ ne ay réforme la système bi soxla mu jàpp ne système bi dafa soxla refonte ak refondation mu nekk ñaari concept yoo xam ni maanaam du lu ndaw waruñu nekk rek yenn saa yi ñu ne du fii ñu ne ñu coow fii ñu daal di ne kon nañ leen sànni lii ñu coow fii nañ leen sànni lii déedéet dafa war a nekk refonte te soo xoolee assises nationales yi nga xamee ni moom lañ def soo xoolee mbind yi mi nga xamee ni moom la ñu bind wax ne sénégalais bu mel nii la ñu soxla léegi bàyyi nañ bu tubaab bi sénégalais bii la ñu soxla loolu soo xoolee lañ ca bind da nga naan lii kat mate na léegi ndax kat système assises nationales yooyu man gisuma yu gën a matale dama bëggoon sax liir ko xam naa dinaa ci dellu ci kanam ci ni nga xamee ni noonu la assises yooyu waxee ne si sénégalais bi ñu bëgg dafa war a d'abord nekk sénégalais boo xamee ni il est imprégné des valeurs socioculturelles de son pays de sa spiritualité ak yeneen yoo xam ni ñun ñoo ko moom ba pare mu door a doon koo xam ni day jëggaani loo xamee ne dina tax mu mën a bokk ci àdduna bi ñu bañ a nekk réew moo xamee ni suñu biir rek la ñuy donc li Senghor ne woon enracinement ak ouverture man jàpp naa ni ouverture la ñu gën a fonk que enracinement donc loolu tamit mémorandum bi génne woon na ko mais boo seetee ba seet sax docteur Cheikh Gueye quelque part sax amul sens tellement
parce que xam nga soo nee ouverture te yow góoroo ci dara. waaw xam nga kon ouverture boobu daanaka toskare lay mujjee de parce que amul foo jógee daal. loolu moo ñuy bëgg a xam nga kon damay ubbeeku te yow fan nga tëjoon d'abord. waaw xam nga loolu moo ñu daal fi nekk nii. waaw loolu moo ñuy bëgg a daal moo tax tey ku jóg rek surtout bi ñu libéraliser éducation ci OMC ba léegi. libéraliser service yi. ku mu neex nga jóge Iran. daal di ne man école Iran laay indi fii ci Sénégal. man école turque laay indi fii ci Sénégal. man école Amérique wala école Angleterre laay indi fii ci Sénégal. Sénégal moom ana école am. su ko defee loolu tamit am na enjeu financier comme ni mu ko waxee. ndax dafa am loo xamee ni tamit il faut ñu jéem koo soppi ci suñu biir mooy luñ ñu indil ci alal ñu jël ko te du ñu toppatoo la alal jooja di indi ci ay conditionnalité ndax 10% yi mu wax noonu keroog sax bi may waxtaan ak kenn ci waa ministère bi nee na yegg na 10%. ci financement yi nga xamee ni moom la bailleurs yi di indi. mais bailleurs yi fa ñuy taxaw dafa am solo ca programme ya la ñuy taxaw. la ñu war a dugal ci système bi. fa la ñuy taxaw. fa la ñuy dugal ay financement su ko defee séminaire bu ñu ca war a def daje bu ñu fa war a def investissement bu sew manuel bu ñu fa war a def ñoom fa la ñuy taxawee. kon seen xaalis bariwut waaye seen poids dafay am solo. ba tax na foofa ñun la ñu war a reprendre aussi suñu bopp. jëlaat suñu bopp xalaat ñun lan la ñu bëgg système éducatif bi ñun jàpp nañ ne 5 ans ba 7 ans système éducatif sénégalais mën na ci wëlbatiku. ay progrès nag am na ci. Alioune xaj na dina ci dellu si ndax ku nekk xam na ne def nañu bac arabe. loolu pour man progrès la. ku nekk xam na ni dugal nañ waa ji nga xamee ni am nañu arabe ci yenn concours yi. loolu am na solo ku nekk xam na ne def nañ benn loi sur les daara. boo xam ne ni jàpp nañ ne bu yeggee dina may nguur gi ay jumtukaay pour liñ koy wax noonu di ko ci duut baaraam ci daara yi. mu mën koo soppi. waaye ñun jàpp nañ ne war na gën a sori loolu. ndax tey jii nii soo bëggoon dugal ci njàngale mi làkku réew mi. am na lu xóot a xóot lu mu laaj. loo xamee ni du ay réformettes. moo koy indi. en tout cas daal ñun li ñu jàpp mooy. ci 5 ba 7 ans war nañu def benn tronc commun. boo xam ni ñi nga xamee ni ñëpp ñoo nekk système éducatif ñoo koy bokk. mu dugal suñuy cosaan dugal suñu. loolu fu muy commencé primaire lay commencé. primaire. wala préscolaire. ba secondaire. su ko defee nga xam ni comme ni ñu koy defee ci daara yi xale bi dina jàng alxuraan daara moderne yi gis nga ko loolu moo ci xew. xale bi dina jàng alxuraan xale bi dina jàng xam-xam waaye xale bi bu waa entrée en sixième taxawee moo leen di gën a xarañ. mu jàll entrée en sixième. donc loolu war ñaari système yi soo gisee ni nga xam ne ni soo ko observé da ngay gis ne ñi ngi joxante loxo. ñaari système yi. ndax école boo dem fi mu nekk mais dafa mel ne askan bi sax dafa raw nguur gi. askan bi dafa loolu laa bëggoon wax nag. maanaam askan bi. parce que ñoom ñu ngi créé yooyu ngay wax noonu ci terrain bi quoi. foo dem ci te nguur gi moom mi ngi seetaan nii rek quoi. bu ñu leen laajee dara. daanaka sax ñun du ñu xam lu xew. waxuñu leneen lu dul voilà nañu consacré loolu. nañ ko consacré. xam ne loolu mooy besoin bi nga xamee ni moom la citoyen yi exprimé. waaw li ñuy def noonu waaw. su ko defee nguur gi tëggaat système éducatif bi pour mu gën a dëppoog loolu. tabarkallah inspecteur Aliou Ndiaye mais li docteur Cheikh Gueye wax léegi kon système éducatif bi kon gis nañ ni problème mu moom suñu bopp boobu comprendre naa yéen li ngeen ci gën a jublu mooy effectivement xaalisu jàmbur la. te jàmbur bu ñëwee am na lu mu bëgg du jël ay milliards rek dugal ko ci école bi noonu daal ne dem leen waaye dafa am ay chartes yu muy teg ak ay jubluwaay yoo xam ni day tax du ñu moom suñu bopp ci defar suñu programme bu bopp. paquet am na suñu programme boobu affaire qualité et tout mais yooyu yëpp boo koy évaluer. boo moytul séminaire ya sax ñoom ñoo koy fay léegi bu ko defee itam ci biir évaluation bi ci la ñuy dugalaale mooy kaawu éducation sexuelle bi parce que bu ma xoolee document bi da ngay gis ne au départ évaluation la ñu ko tuddee mais di nga gis ne consultant bi ñëw moom daf ne leen ne léegi fii mooy les choses à compléter lu rëy ngi foofu loolu ñu bëgg a compléter est-ce que askan bi ñoo ko soxla jàpp ne dañ ko manqué war ko compléter wala est-ce que ñoom
ñoo gis ne benn lu xew la loo xam dañu ko bëgg a dugal suñu biir système éducatif mais au-delà de ça inspecteur Aliou Ndiaye mais kon léegi quels sont les autres problèmes parce que docteur Cheikh Gueye li mu ci jot a wax problème mu gis nga problème mu làkk bi problème mu tamit jàngale sunu les grandes figures du Sénégal aussi bien religieuses sax que non religieuses yoo xam ni seen xam-xam boo jëlee ko mel ne Cheikh Anta Diop du woon kilifa diine waaye mënoo koo teg fii tey booy jàngale Sénégal ci xam-xam ak histoire ak yu mel noonu et cetera léegi sëriñ si taxul ñuy wax parce que incontournable ci lépp loo xam ni mooy daara ak diine ci réew mi donc te yooyu amaguñ seen place ci système éducatif bi mais bon quand même am naa benn difficulté tuuti ci système éducatif bi ak ñi bëgg jàng daara loi boobu mu wax léegi modernisation des daara am na aussi ay oustaz yu ci opposé wu gis ne yoonu état bi nekkul ci loolu mais en même temps nañu état bi jox xaalis ñu doxal état bi tam ne leen non mënuma leen jox xaalis tant que amul benn loi bu tënk li ngeen di liggéey am ñu naan bon buñ jàngalee xale yi alxuraan ba fii nañu mokkal alxuraan rek après ñu seet ñu def ñeneen ñi déedéet nañu mokkal alxuraan ñu defal leen formation professionnelle et cetera mais loolu yëpp est-ce que ça ne fait pas un peu désordre là est-ce que c'est lisible moi je me perds un peu quand même des fois léegi lan ngay wax ci loolu imam ça fait désordre parce que ñun faaw ñi fi nekk defar seen taxawaay bu baax a baax mbir mi dafa laaj defar taxawaay bi bu fekkee càmbar nañ ko borom xel yi nekk fi sociologue yeeg pédagogue yi di réfléchir xam ne fii sooxe na tey wax ne nañ ko defar faaw ñi nga xam ne moom lañ dénk njàngale mi tey parce que ñi fi nekk mooy les gouvernants ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverner ñoom tey ñoo définir système bi ne fii lañ bëgg a jëm des fois ñu wane ci volonté mais taxawaay bi day des tey boo xoolee documents yi nga xam defar nañ ko yépp muy paquet bi nga xam ne tëggaat nañ ko ak tam assise de recommandation yi ñu ci def yépp mais day wane ne wax dëgg yàlla fu ci nekk saytu nañ ko ba gis ne jafe-jafe yi fii la nekk mais loolu nag dafa laaj taxawaay te biñ koy defar dañ ne lii mën na bañ a antu mooy li ñuy wax les risques suñ bu fekkee ne pacifié wuñ l'espace scolaire te pacifier l'espace scolaire moom état bi rek moo ko mën a def fexe ba grève du am kon ñun suñ bopp des fois ñooy njëkk a yàq suñu système parce que bu fekkee ne dañu am suñu école di ko fi bàyyi di bëgg a dem ci beneen école jafe-jafe day am te parce que kon ñun suñu public bi dafa des te it foofu état bi dafa matalewut parce que bu fekkee ne dafa jël la loi 2004 ne l'obligation scolaire xale bi bu amee 6 ans ba fi muy am 10 ans dafa war a dem duggi école te état bi ci boppam defarul école gis nga jafe-jafe yi dafa bari ndax tey dañu privatiser le système grève lu mu tàng imam bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga examen dana am ndax boo demee office du bac nga ne lii lañ am ci ay candidats au bac mais 45 ba 50% des effectifs ñi ngi dans les écoles privées te jàng nañ normalement kon jafe-jafe am na état bi na defar taxawaayam li ci des nag mooy ay incohérence yoo xam ne dañ fi des su fekkee ne dañ ne discrimination am na ci biir système bi ñi nga xam ne tey dañu nekk dans le système classique def nañ leen dans des conditions ñi nga xam ne tey dañoo bëgg nekk ci daara yi ñu xaw ci def tuuti ay jéego dem ba amoon une direction boo xam ne dañu ko doon wax division de l'enseignement arabe ñu demaat bay indiwaat maintenant inspection des daara ko incohérence am na foofu ñi ngi commencé di dédoubler te loolu dafay indi problème en tout cas tey tamit buñ ñëwee ci borom daara ji ne ko dañuy moderniser sa daara mais moom tamit am na loo xam ne mi ngi ci ginnaaw ndax am na koo xam ne financé na loolu fii loo fi gis dañ ko financé modernisation des daara c'est la banque mondiale moo ko financé te ku la financé rek dana wañ sa loxo banque islamique banque mondiale c'est la banque mondiale moo fa dugal xaalisam gis nga la banque islamique BID moom moo financé le lycée franco-arabe bi nga xam ne moom moo nekk Kaolack booy dugg Kaolack rek sing ba fa nekk kooku c'est la BID te boobu dafa am jafe-jafe ndax dañ ko financé pour la construction et l'équipement mais dañ ko construire kenn équipé ko te dafa waroon am vocation jël waa Diourbel ak waa Fatick mais jafe-jafe yi nga xam ne ça fait désordre am nañ ci wàllu bailleurs yooyu ñuy wax ba naan man sax mën nañ dindi 10% dana bari mais 6% yooyu mais 1% de 25% du budget Wade bi mu fi nekkee da doon jël 40% du budget def ko jàngale bi ñii ñoom xayma nañ nee nañ 25% la mais jëlal le budget du Sénégal ñu am ci 25% mais 25% boo ko appliqué 3% ou 4% loolu xaalis la tey buñ ne canadiens yi ñoom ñoo ñuy financé dugalaale wàllu genre
dañ lay financer nga defar sa curriculum d'éducation de base mooy contenu yooyu muy wax. mais ci biir loolu ñu ne la ci manuel yi traquer lépp loo xam ne ay stéréotype la di tàqale góor ak jigéen bay dem ba naan la booy nommé direction jëlal ñii nañ nekk ay jigéen ñii nañ nekk ay góor. Voilà. mais loolu ay jafe-jafe la. waaw moom mbiru njàngale moom beneen affaire moom jarul ma ciy dugg. mais tey wàllu contenu yooyu. waaw yooyu mën nga ñu ko bàyyee ñun imaam yi ñuy. waaw wàllu contenu yooyu tamit dañ ko càmbar gis na ñun dañ doon def une approche par les contenus ñu jógee fa bëri dañuy def FPO ñu ne léegi nag nañ def suñu curriculum d'éducation de base mais curriculum boobu canadiens yi ñoo ko doon financé mais jafe-jafe bi ci am tamit mooy ne curriculum ñi ngi ko doon def rek préscolaire muy tout tànk yi ak tamit ñi nekk élémentaire mais bu ñëwee ba collège jafe-jafe am na ndax. te inspecteur Alioune Ndiaye waaw voilà ça fait quand même désordre. Ça fait désordre. te contenu boobu ngay wax noonu c'est très très important. C'est très parce important. que mooy contenu yi mu doon wax tamit. Absolument. mooy que ni finalité baa ngi nii déjà leerul. contenu bi tamit comme man daal dama yaakaar ni sax ni bailleurs yi. en fait ils ont raison de profiter du désordre. ku nekk si ñoom dugal xaalis dugalaale. mi ngi noonu la mu bëgg mi ngi noonu. mais loolu nag vraiment Sénégal mooy Sénégal war na jafe-jafe bi. dépasser loolu. mooy li fi nekk ci ay jafe-jafe borom bi. xam-xam war nañu dépasser nit ñi ñëw di dugal parce que rek dañ ñoo jox xaalis. mooy jafe-jafe bu ñu demee tey ba ni dañu war a def tey document assise bi dañ ko bind ay spécialistes ñoo ko bind. bañ na ay éducation aux valeurs. muy lu am solo. borom réew mi ñëw ne nañ dugal par exemple Cheikh Anta Diop mais da koy wax rek mais duñ dem langue nationale yi nga xam ne Cheikh Anta càmbar na ko ba xam ne nit ki buñ ko defalee ci kàllaamaam ci lay gën a gaaw a xam ñu def ci ay expérience yu bari porté ko te expérience yooyu boo ci jël bàyyara ca dugal xaalisam. état bi du jël ci kopparam mukk financer l'introduction des langues nationales te ci foofu damay wax toujours ne dañuy yem rek ci ay expérimentation di expérimenter ba xam ne lii baax na. ñu war ko porter à l'échelle parce que modéliser nañ ko. mais courage ba ak volonté politique bi moo fi nekkut. loolu jafe-jafe la. désordre bi moom dafa bari. ndax système bi tamit bu fekkee dañoo ñëw 1960. ba nekkatuñ ci système daanaka daal. ah ñu ngi ci système damay ragal ma pare émission bi déjà nag ñu jël si ma parce que dinañu système wax ne que système yaa wax moom ne Sénégal amul système éducatif parce que ci côté système. amul li ngeen tuddee système yéen amul système Loolu lay foofu niru jafe-jafe la. gis nga système moom ni mu la ay ko waxee pàcc moo am rek. waaw dafa dugal li ngay dugal dafa am ay maillons. tey danoo war a jël benn ministère donc def le système éducatif sénégalais mu jógee préscolaire ba université loolooy système. waaw kay. loolooy système mais ni ñu ko defee nii ay jafe-jafe la demal ci réew yi nga xam ne ñooñu raw. mais système lañ am mais fii da ngay jël ne ministre de l'éducation nationale. daal di ne ministre de l'enseignement supérieur de l'innovation de la recherche. daal di ne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. daal di ne ministre de l'alphabétisation wala ministre délégué wala secrétaire d'État yooyu yëpp daan nañ ko am muy ay préoccupations politiques rek mais bu fekkee dañoo jël. imam bu fekkee dañoo bëgg a jël benn système bu am cohérence rek dañuy taxaw xoolaat li ñuy def te it li ci am mooy 1960 bi ñu ñëwee ba léegi am suñu ministère nga xam ne ministère bi Mamoud la ñu dem ba 86 85 88 ñu def benn décret boo xam ne moo organiser tey l'organigramme du ministère de l'éducation nationale ñu dem ba 93 ñu créer les inspections d'académie daal di ne léegi nag 2011 2013 nan leen réformer parce que yéen am ngeen 17 ans da ngeen a yàgg. te ñu bañ nag ñu réformer tey ministère bi organigramme bi la ñu war a seetaat nan la ñu mën a amee division de l'enseignement arabe am à côté inspection des daara am ci sunu système division de l'éducation préscolaire am fële agence buy gérer la case des tout petits te ñuy agir ci même cible bi kooku ay jafe-jafe la yooyu yëpp war nañ ko xoolaat am fële maintenant langue nationale moo xam nu ñu koy tuddee muy EBJAC leneen te bu ñuy expérimenter les langues nationales domicilier ko DE division de l'enseignement élémentaire loolu yëpp ay problème la nga indi loi bi nga xam ne tey moo tëgg lépp nga xam daf ko décliner en cycle ñu war a wax le cycle fondamental war a regrouper CI ba 3e ngay am division de l'enseignement élémentaire am fële division de l'enseignement moyen secondaire tey ku ci nekk da ngay cramponné wu ci say avantages mais xooluñ njëriñu réew mi ñun nag faaw ñuy nekk di wax bu ko defee ñuy reculer gis nga li ñuy càmbar nii di wax dañuy xam ne dëgg la danañu jéem mais duñ dem mais na ñëpp pousse syndicalistes yi di def di topp toujours di def di wax yéen tamit ngeen di indi ay émission ñoom ñuy def seen ay gëstu di partage seen ay résultats bu ko defee bu yàggee defe naa ne dañ jël responsabilité ñu war a jël. kon affaire bi quand même vraie crise la il y a une crise du système éducatif peut-être pour bañ a tàng trop ñu waxee ko crise quoi pour bañ a wax ne boo seetee ba seet sax du système en réalité. docteur Cheikh Gueye. comme ni ma ko waxee sànq rek système dafa am ay pàcc yu jàppal yu lëkkaloo waaw. lëkkaloo daal di produire dara. soo xoolee tey
comme ni nga xamee ni noonu lañ koy waxee depuis sànq rek ay morceau y a trop de dispersion war nañ mën a taxawaat xoolaat mbir mi def ko benn te ni nga xamee ni noonu lañ ko mën a defee benn. pour ñu am pour terme moderne bi léegi ñu am une vraie gouvernance du système lépp leer voilà du système mais fi mu nekk nii moom amuñu. fi mu nekk nii moom amuñu ko parce que d'abord comme ni ma ko waxee. ay ministères lañ am mais amuñu gouvernance du système éducatif ni ñuy jàppee yenn pàccu système bi. jàppee wuñ ko cof yeneen pàccu système bi loolu jafe-jafe la. yaa ngi doon wax mbiru daara yi sànq. nga seen jafe-jafe d'abord daara yi dañu bari type seen typologie. voilà déjà. daara traditionnel ku nekk xam na cosaanam. dafa am cosaanam. fa mu cosaanoo ak fa mu bëgg a jëm moom xam na ko. dama ci taxaw tuuti ci ay études yoo xamee ni benn américain bu tudd Ware ak keneen benn japonaise bu tudd Kaye Amu dañ ko ci def. loolu man gisuma sax sénégalais di ko def. te loolu moo gën a garaaw. maanaam dañoo dem dugg ca daara ya toog fa ay weer. pour mën a xool daara yooyu lan mooy seen logique interne. xale yi ña fa ne naka la ñuy gisee seen toog foofa ni leen ñeneen ñi di gisee naan xale yi ni ñu sonne xoolal xale yi ñoom ña nga jàpp ne ñoom fa la ñuy defaroo. ba tax ñooñu jàpp am na ku ci bind walking Quran maanaam ne xale ba fay génne day doon alxuraan buy dox. maanaam nit boo xamee ni day fees alxuraan. pas seulement ci njàng mi. waaye ci jëfin wi. ci ni muy defaroo. ci valeur yi waaw. loolu la daara indi. te daara comme bi système initiation la tamit. amul benn système initiatique. wala système d'initiation boo xamee ni du ànd ak lu metti loolu xam naa bu ma génnee fii gars yi daal sama kaw. mais c'est la vérité. bu ñu dalee sa kaw tamit mais dañ fee est-ce que dañoo indi lu tane loolu. parce que problème tam wax dafa yomb de waaw effectivement. te étude bi ñu def semaine bii ak rëcc yi am. warul tax ñu remettre en cause. non am na benn étude bu ñu def wane ni par exemple Covid bi. xale yi nga xamee ni ñoo daan yalwaan dañ cee sonn lool ba tax reer kenn ci ñoom reeratul ba suur. dañuy yàkkamti guddi gi jeex ba ñu mën a am lu ñu yalwaane jee ndékki. kon xoolal système boobu ni mu pauvre ni mu sonne. xool leen ni ñu sonne ci li ñuy lekk xool leen li ñuy sonne ci li ñuy naan xool leen ni ñuy sonne ci li ñuy dëkke soxlawuñu maanaam stigmatisation rek li ñu soxla mooy ku leen dimbali ndax kuy fanaan ci néegu ñax bu ñu la joxoon néeg climatisé nga dugg fa mais ndegam comme ni mu ko waxee système bi mënul sax système officiel bi mënul matale li nga xamee ni nii moom mooy. ay nombre de classe am nombre de table baam waxatuma laa nag mu ne day saytu beneen kon système boobu dañ ko war a dimbali reconnaître ko dimbali ko mu organiser wu moom ci boppam. léegi nag bu état bi bëggee moderniser am na aussi modernisation boo xamee ni daara yooyu seen bopp ñi ngi koy moderniser seen bopp. di dugg ci biir système éducatif bi ñu saytu ko organiser leen. état bi ci boppam mi ngi def effort daara moderne. c'est bien am na léegi direction am na léegi ay moyens am na yëpp. loolu lu am solo la pour man pàcc bu ci nekk dafa war a état bi da ko war a reconnaître dugal ko ci boppam organiser ko jox ko moyen li nga xamee ni moom la laaj sinon discrimination bi nga xamee ni moom laa doon décrire sànq ak dispersion bi loolu ci boppam moom mën nañ ko tuddee effectivement crise parce que. crise système éducatif bi li tax système éducatif bi fu ñu toll muy am grève xool fii ci seen kër gi nii dama fi gis keroog koo xamee ni ci seen monteur yi la bokk ba ma ko fi mujjee gis ba ma koy mujjee gis jour bi nga xamee ni ci la ñu rey Balla Gaye fii ci université. waaw grève bu metti moo fi amoon. waaw maa ngi ko fekk ci benn daara étudiant wu université Dakar la de. maa ngi ko fekk ci benn daara ñu cotiser ñoom seeni bourse jënd ay xéewal ak nag. ak leneen di toggal waa daara ja pour daara ja lekk maanaam mu lay won ne même tey jii nii ñu ngi jaalewaat bu baax sëñ Atou Diagne. gis nga soo xoolee ni nga xam ne nii noonu personnalité yu mel noonu. ni ñu amee woon gis-gis ci loolu ci ne suñu système éducatif dafa war a
moderniser wu waaw waaye dafa war a am cëslaay ci suñu cosaan am cëslaay ci suñu jàngale diine soo xoolee ci personnalité yu mel noonu da ngay gis ne loolu mooy yoon wi moom moo correspondre ak li nga xam ne mooy besoin wu sénégalais yi kon nag système éducatif dafa war a wëlbatiku tëggaat boppam ngir mën a produire ay nit ñu mel noonu ñoo xamee ni dinañ am xam-xam waaye dinañ mën a jóge foofa ñuy faje wala foofu ñuy defaree oto wala foofu ñuy defaree nekk ingénieur jóge fa dem jiite ji jàkka ja wala jiite ji jumaa ja wala dem taxaw loo xamee ni taxaw seen diine la pour man boobu citoyen bu de synthèse moom la ñu war a produire te comme ni mu ko waxee système bi ni nga xam ne nii noonu la ko war a produire assises nationales yi wax nañ ko ñu ca daje amuñu borom xam-xam yu leen ëpp xam-xam ci mbiru njàngale ak ci mbiru yar ñoom ñëpp a daje nekk ay centaines daje ji ay kuréel pendant des mois et des mois daal di ne lii la loolu nag la ca waroon a topp rek mooy daal di jëfe daal di mobiliser moyens yi mais malheureusement boobu réforme tamit comme mbiru foncier comme mbiru institution yi comme da ngay gis ne intuition ba nga xamee ni moom la ci kilifa gi amoon muy président de la république dañoo dem ba ci biir ñu daal di rocci booba bëgg-bëgg ak volonté politique bi nga xam ne moom la priorité quoi ba defatuñ ko priorité alors que éducation nag moom priorité la war a doon abadan ci réew sur priorité la war a nekk parce que nit ñi mën nga leen a defar ci koom mën nga leen a defar ci wér mën nga leen defar ci leneen mais defar jikko yi moo ci jiitu te njàngale ak yar mooy defar jikko yi loolu kon amul investissement bi nga xamee ni ñi ngi ko ci dañu war a xool efficience bi comme ñoom ni ñu koy waxee su fekkee loolu lañ ciy def ci alal mais ban sénégalais la jur est-ce que sénégalais bu gën a baax la jur est-ce que sénégalais bu gën a set la jur est-ce que sénégalais bu gën a déggal kilifaam la jur loolu moo war a nekk vraie évaluation bi maanaam qualité wu sénégalais bi nga xamee ni moom la système éducatif bi day jur bu ko jurul rek war nga ko war a seetaat xam ni am na loo war a réajuster te xam nañ ni juru ko quelque part parce que boo xoolee tey ji ni nga ko gisee aussi bien ci adultes yi boo xoolee tey ji par exemple grève ji nu mu baree jàppal bàyyil léeg-léeg nit wax ba xaabaabal te fekk dafa am lu mu bëgg rek suñ ko joxee loolu mu bàyyi nangam loolu jaral na ko nag taal réew mi ci diggante bi boo gisee xale yi fi mu nekk nii seen comportement chaque jour fait divers nga waaru da nga naan est-ce que ñi ay sénégalaises lañ est-ce que ay sénégalais lañ boo gisee qualité homme politique yi ñu am voilà qualité jeu politique bi qualité jeu démocratique wax bu ñaaw bi warante bi mbedd bi ni mu salté waaw intérêt général amatul. waaw moo lay wan ne système bi. waaw kon système bi feebar na. wax dëgg yàlla léegi nag mais comme li docteur Cheikh Gueye wax sànq léegi mais système bi feebar na dëgg léegi il faut que ñu delloo si suñu sago xoolaat système bi assises yi fi am liggéey yooyu yëpp noonu ay borom xam-xam toog liggéey ko ñu ne ko fi ñukk dégg nga ba pare su benn waay jógee fële indi as tuuti ci xaalis lu mu bëgg ñu dugal ko ci biir système bi loolu xam na doy waar léegi en même temps aussi système bi désordre bi ci nekk nii foog ñu toog régler ko tey jii par exemple je pense que dañu war a am benn système effectivement éducatif sénégalais mais système boobu bu war a commencer préscolaire ba université ak benn cohérence est-ce que système boobu mën na ànd en même temps ak tey jii jàngale daara est-ce que dañ koy dugal ci benn est-ce que benn système unique la ñu war a am laa bëgg a wax wala est-ce que dafa nekk benn système boo xam ni dafa war a nekk ay niveau par exemple nan la système bi enseignement français bi enseignement professionnel nan la mën a lëkkaloo ak système mu daara yi parce que daara yi tam am na ñoo xam dañuy mokkal alxuraan après bàyyi xale bi am na daara yoo xam ne léegi ñu ngi dugal français et cetera loolu yëpp est-ce que fi mu nekk nii am na ñu toog xool loolu daal ne mën na nekk benn système boo xam ne lii lañ koy tuddee système éducatif sénégalais peut-être ak une diversité des offres ak yu mel noonu inspecteur Aliou Ndiaye. loolu xam nga tout le temps dañ ci càmbar système bi dafa feebar moom loolu moom wax dëgg yàlla feebar moo taxoon ñu indi les états généraux l'éducation de la formation feebar moo taxoon ñu indi les assises nationales
maanaam diagnostiqué nañ la defal la posologie est-ce que nag jël nga garab ya pour wér loolu mooy jafe-jafe bi mais feebar bi moom mi ngi fi te itam buñ naan tey wax ba naan nañ def éducation aux valeurs te ngeen wax ne suñu homme politique yi des fois ñu def loo xam ne du noonu naka su du noonu loolu jafe-jafe rek la indi mais système moom fii ak amuñu ko duñu dem il nous faut cette vision système c'est vrai que nag diversité faw mu am ndax dafa am suñu tissu nuñ ko mooñaale muy le tissu social vraiment du Sénégal am na ñoo xam ne daara rek lañ xam ci lañ leen nampatal te buñ génnee ñoom i tamit am na foo xam ne fa la ñuy mën a dem ba di fa mën a exceller mais ci biir loolu li nga xam ne yelloon nañ ko nañ leen ko jox muy ay koppar yu doy ci wàllu modernisation boobu xam nga yaa ngi naan inspection des daara mais ci biir inspection des daara boobu benn projet dafa ñëw ci biir muy PAMOD bi mooy modernisation des daara moom la Banque mondiale financé te loolu tam saytu bi wane woon na ni dans un premier temps amuñu woon ñun approche programme ñun dañ daan jël rek ay projet ñu ne déedéet léegi nañ am programme bi mooy nekk cadre de référence bu ko defee projet bu ñëw mën cee duggum loolu mooy indi cohérence d'ensemble bi ñu jëlee woon que 2000 ba 2010 njëkkoon na am PDF muy programme décennal de l'éducation et de la formation ñu évaluer ko ba 2011 2012 commencé ko presque en 2013 tëggaat nag paquet bi programme la mais projet yi dañuy gën a bari te des fois nag dafa amul benn coordination te ku ci nekk nag yaa ngi sàmm rek li ñu lay jox même ba ci wàllu langue nationale yi dama cee xam lu bari ndax éducation duma ci làmbatu damaa dund lépp fekkee lépp tey bi fi arrêt nekkee di def seen introduction des langues nationales di ko def ci anam boo xam ne macha allah jaar na yoon mais américains yi dañoo ñëw rek ñu pousse leen daal ne lecture pour tous dama koo dund mais dañ ne ñii la ñuy indi peut-être dafa kii ñii nag ñoo indi lu gën a kii ñoom la ñuy jël mais loolu parce que boobu xëy na am na ñetti nit yoo xam ni kii nekk directeur projet bi ak assistant am ak xawma lan secrétaire ñetti ñooñu gis nañu mën nañu ci fay ku nekk benn 3 millions kon ñoom xool def seen lobby yi duñu xool intérêt doxal loolu duñu xool loolu nan la lëkkaloo duñu xool intérêt askan bi mais jël beneen intérêt boo xam ne tey yow yaa ma gën a xam li ci am nag tey mooy cohérence bi nga xam ne incohérence bi nga xam ne moo am mooy ci wàllu contenu biñ ne dañu def approche par les contenus ñëw ba ci approche pédagogique par objectif ñu ne curriculum la ñuy def mais curriculum boobu biñ def même éducation de base canadien yi ñoo ko financé état bi lam ci def bariwul mais foofu nag fi mu amee jafe-jafe mooy amuñ nag au niveau du moyen xale bi système bi bu ñu koy wax ak cohérence bi bu fekkee nii lay jàngee préscolaire ak élémentaire te bu ñëwee ba secondaire wala moyen gisee neneen loolu day indi jafe-jafe te cohérence bi war nañ ko tëgg ndax am nañ benn programme boo xam ne bi war na mën a unifier tout ce qui est curriculum muy le parc mais foofu la coow li nekk dugaluñ ca xaalis ña ca njëkk a dugal seen xaalis waa UNFPA la ak les Canadiens ak francophones ñu kenn xamul ñii nag daal di ñëw jaaree UNESCO commencé ca bëgg a dugal dara mais bu fekkee ne jël nañ vraiment li nga xam ne war nañ ko jël ba mu mat def ko ci war nañ mën a am benn programme unifié léegi nag tamit daara yi tamit nañu xool suñu taxawaay faw nu moderniser leen parce que bu fekkee ne yow da nga ne mémorisation ngay def rek mémorisation bi ñu ko daan defit bu njëkk doon nañ waajal suñuy doom ci ay parce que bu paree woon mokkal soit mu dem nekk da ngay amee benn taxawaay boo xam ne wala mu nekk un commerçant da nga am benn mais duñ ko bàyyi employabilité bi daana am voilà waaye fii nag léegi tey wax dëgg yàlla modernisation bi nañ lëkkale que xale bi dana mën a mémoriser le Coran ba pare tamit mu am une certaine performance am une certaine qualification pour véritablement mën a liggéey léegi nag système bi ni mu nekkee nii nga xam ne tey mën nañu wax ne waaw mën nañu wax ne suñu système éducatif dafa am enseignement général am enseignement technique am enseignement professionnel am la formel am la non formel fexe nañ ba articulation war a mën a am ci loolu ndax tey nit ki même bu nekkee ci enseignement mais justement est-ce que articulation am na ci loolu justement il y a des projets yoo xam ne def nañ ko avec UNESCO Breda entre réduire la pauvreté par la pédagogie de l'entrepreneuriat dans les collèges et dans les daara dañ doon jël xale yoo xam ne bi ñu nekkee collège rek lañ leen yóbbu ci ay école professionnelle ñuy defal yenn métier am ay daara yoo xam ne dañu commencé dafa def métier kooku dama porter projet boobu avec UNESCO Breda mu mën la wax ne barab sangam lañ ko defee kon passerelle war na mën a am entre l'enseignement général ak l'enseignement technique ñu def benn articulation loolu nag pour ñu am ko il faut ñu am système unifié mais bu fekkee ne tey ki nga xam ne mooy ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle am na DAGE am na DSM am na DRH am mais
waaw loolu seet naa ko léeg-léeg nga def benn gëstu bu ndaw rek da ngay découragé. mi ngi noonu voilà mi ngi noonu. donc yenn saa yi ma jóg rek c'est des xëy dem benn ministère. c'est des yaakaar na li ma préoccupations soxla yëpp politiques. ci wàll ba foofu ma ñëw ñu ne ma non léegi xaw ma direction boobu léegi mi ngi xaw ma fan. te c'est nga dem foofu ñu ne la non c'est que mais nag ne programme boobu moom mi ngi xaw ma ñu ngi ko logi xaw ma fan. parce que affaire distribution politique sax daf ciy am. mi ngi noonu benn waaye nga jox bii programme mu nekk fële. xam nga mais jël benn lii ministère c'est pas naan du nii naan la lii réew ministère mi. délégué la wala secrétaire d'état la chargé des langues nationales. Waaw. matu ko te tey incohérence boobu fi muy gën a méttee mooy à l'échelon déconcentré décentralisé bu fekkee tey dañoo am ministère de l'enseignement technique am ministère de l'enseignement supérieur am ministère de l'enseignement général de l'éducation nationale nga dem au niveau régional kenn rek mooy coordonné loolu yëpp muy l'inspecteur d'académie nga gis affaire bi ni muy ñëwee ci moom bari ba dee mu war ko coordonné tey boo jëlee un nga établissement fekk de ko bureau l'enseignement ak technique ay dossiers yu fees del nga jël ak tan day mer parce que day sonn trop. mi ngi noonu kon loolu yëpp nanu defaraat cohérence boobu fexe nag ba mu am articulation entre les daara véritablement l'enseignement général l'enseignement technique et la formation professionnelle mu am ay dialogue ay vases communicants entre tout ça mais bu fekkee ne dañu bëgg a def rek ay murailles de Chine entre tout ça ça pose problème c'est des incohérences ñoom ñoo gën a xam ne tey ministère bi war nañ ko réformer mais pour des intérêts politiques. l'organigramme ku nekk du ministère de l'éducation nationale sama lii nañ ma ko fi bàyyi adapté quoi ak les réalités ku nekk ñàkk li nga bëgg a ñàkk Mi ngi nañ ma noonu. fi bàyyi sama Yooyu lii itam ay même bu jafe-jafe fekkee ne la. xam nga ni loolu suñ ko fi bàyyee Ay en jafe-jafe l'état la. du baax ci réew mi. chaque Mais fois loolu, c'est tamit le bu ñu problème. defee diagnostic ba analyser ko dañuy wax ne y a des hypothèses de risque lii ñu fi wax lépp mën naa bañ a antu si toutefois pacifié wuñu l'espace scolaire chaque fois bu ñu demee ba sali dañ naan première priorité pacifier l'espace scolaire mais ils n'ont jamais pacifié l'espace bu ñu demee tuuti rek la nga xam ne ñoom jël nañu ko ci engagement duñ ko respecté bu ko defee ñu fragiliser école bi yàq suñu outil de travail moo tax tey bu ñu la indi leen beneen école nga ne man kat ci école bee laay dugal sama doom. ah mais en même temps c'est très dangereux parce que ci fan yi rek maa ngi koy lire ci benn Facebook xaw ma kan moo ko bind di wax ne voilà léegi boo xoolee école bilingue yi wala léegi ku am sa xaalis defar benn école tuddi ko école d'excellence. léegi man est-ce que am naa lu ma mën a fayalee sama doom pour mu dem ci école d'excellence te sama doom dafa ma naan papa école d'excellence laa bëgg a dem wax na dëgg. kon jafe-jafe wax na dëgg dafa war a dem dafa bëgg a dem parce que ñoo ko tuddee école d'excellence école bilingue boo fa demee di nga mën a wax français anglais lu tax doomu sénégalais ministres yeeg ñoo ñëpp noonu yóbbu seen doom ci école yi ñu mën a defee bilingue après doomu ñeneen ñi ñu ne leen nekk leen ci public sénégalais toujours quoi te public sénégalais bi c'est un lambeau mais lii quand même problème la problème la te jafe-jafe c'est un problème jafe-jafe boobu day am te état rek mooy responsable. ah oui ndax ñoom ñoo jël loi. Ah oui, 2004 wane na obligation scolaire am na. boo demee ci constitution bi état moom moo war a régler l'éducation de ses enfants waaye comme ba xam na nag moom mënta matale mu ne damay encourager les initiatives privées les tiers là nañuy ñëw tamit di créer école bu ñu ko defuloon imam mais réew mi tas. boo demee fu mel ni Kër Massar ak Jaxaay ak yooyu. def nañ fa benn lycée. mais ces habitants spontanés là. école topp leen y a que les initiatives privées. kon yooyu yëpp ay problème beneen problème bi muy indi mooy déscolarisation. gis nga tey jii nii école bi ñi ciy dugg ak nañ cay génne loolu nekk na jafe-jafe bu mag a mag a tey jafe-jafe bu réew mi am rek muy immigration clandestine muy chômage bi muy lépp foofu la jóge te loolu dafa bon ci réew. parce que réew bu tas walla am ay trouble lu mel noonu moo ko indi xale yi dootu amatuñu projet école ascenseur social la woon. ñu ko daan dem góorgóorloo jàng boo jàngee di nga am diplôme boo amee diplôme di nga liggéey. effectivement léegi tey jii gox boo mën a bokk classe sociale boo mën a bokk école mën na tax nga nekk kilifa ci réew mi nekk unifier voilà société bi. bu criser rek nekk ci ay jiixi jaaxa nekk ci ay jafe-jafe rek boobu matrice bu doon produire loolu. day am jafe-jafe. li ma ciy dolli mooy maanaam gis-gis bu sori tey jii nii lan mooy document prospectif. système éducatif bi maanaam ban gis-gis la am fii ak 10 ans fii ak 20 ans loolu war na nekk lu ñu leeral bu baax a baax a baax su ko defee ñu li ñu génne ci sénégalais bi war a am genre bi war a am bac lan la war a xam lan la war a jàng fii ak enjeu yi ñëw ak yi xew yëpp ni voilà numérique waaw yii enjeu yi ñëw voilà numérique ñun de je crois que ñun on est largué quoi waaw xam nga bu fekkee amoo taxawaay bi tey c'est ça jëm ci loolu on perd benn génération après voilà toujours d'une génération à l'autre dañuy raw trop dañuy raw lu bari ay jàmbur rek ñooy ñëw di ñu dimbali di ñu jàngal parce que voilà te ñi am xaalis ñoom ñooy mën a topp loolu mais la grande majorité nga xamee ni seen moyen matewu ko duñ ci mën a topp xoolal tay
ñi nga xamee ni am nañu alal mën nañoo dugal seen doom ci école boo xam ni buñ ca génnee mën a jànge ci États-Unis wala Canada wala feneen directement mais ñi nga xamee ni amuñu ko passerelle bu leen koy may jafe na loolu problème bu mag la mais beneen mbir bi mooy. wala li ma doon wax léegi école bilingue yi. comme léegi anglais comme ni nga koy waxee. sur le plan prospectif. ñëpp xam nañu anglais fii ak des années encore. ça va être la langue un peu scientifique et tout. lu tax teeluñu ko dugal public bi sénégalais yëpp yam ci mais dafa am ay écoles yoo xam ne foofu ngay teel a jàllale anglais te loolu il faut nga fay lu bëri. tey man sama doom privé la nekk mais déjà primaire la nekk mais mi ngi commencé jàng anglais. ci c'est parce que école privée yi seen moom xam nañ demande bi. ñoom ñoo gën a souple. ñoo gën a flexible su ko defee buñ nee xale yi soxla nañ seen njàngum diine dañuy wuti enseignant arabe wala kuy jàngale diine mu ñëw ca classe ba di leen ko jàngal. commencé nañ ñoom dañuy gaaw a adapté wu. li système bi lourd. du gaaw a adapté wu du am gis-gis bu sori moo tax ma ci yokk loolu mais pour tontu sa question daara yi. sànq système éducatif bi nga xamee ni mooy bu daara bi. daara traditionnel. pour man boobu mi ngi moderniser boppam. xam nga li mu soxla xaj na. mooy ñu gën ko respecter. gën ko reconnaître dimbali ko. gën a organiser wu. mais ñoom ci seen bopp ñu ngi organiser wu. système boobu am na finalité am parce que li mu bëgg mooy defar nit. nit ki balaa muy liggéey bay am koom parce que li ñu war a dindi mooy matérialisme boobu. école li mu war a génne mooy koo xamee ni day mën a produire. loolu matérialisme capitaliste la. pour man école li nga xamee nit ki mu war a génne mooy nit ku baax nit ku defaru kon bu fekkee daara bi loolu rek la réussir sax baax na su ko defee nit ki bu fekkee jàngaale na fa bay wala mu jàngaale fa dawal wala mu jàngaale fa leneen bu duggee ci askan wi dina am lu mu yëngatu. mais système bi nga xam ne nag mooy système éducatif officiel bi. boobu moo war a refondé wu. ba mën a dugal koo xamee ni dafa bëggoon a dugal doomam mu jàng xam-xam. ci diineem mu mën ko faa jàngale tamit. bu fekkee koo xamee ni la maanaam offre yi nga xamee ni besoin yi nga xamee ni yëpp nit ñi soxla nañu. mais école publique mën ko conjuguer. école publique am na enseignement religieux ci biir aussi je crois pour ñi ko bëgg wala. waaw 2004 moo ko dugal la loi 2004. am na benn oustaz par exemple buy jàngale en son article 4. moom moo ko dugal. boobu coow loolu fekk na la fi. parce que ba léegi dañoo nekk ci école laïque. ak constitution beeg yëpp. mais comme ba ñëlee dañ daan def seen catéchèse ñu ne tamit doomu jullit bi mais na ñëw jàng diineem ndax foofu tam nañ bañ a confondre ki ñuy wax almafatish wala ki ñu naan oustaz bi langue bi rek lay jàngale bokkut ak ki nga xam ne day ñëw di jàngale diineem mais dama koy appuyer foo xam ne daf ko wax mu am solo muy jafe-jafe yi nga xam ne am na ba pare créer des exclus du système ou des déscolarisés. lu ma làmbatu ci système bi lu ma la wax rek mën naa ci dut baaraam li muy wax nii tey mi ngi ci banlieue bi tey boo demee à l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye mais dañuy jël en charge ces gens-là pour indiwaat leen ñiy décrocher te malheureusement ab bailleur c'est l'UNICEF. pour ne pas nommer l'UNICEF. itam ma dolli ci benn affaire fi mu nekk nii bailleurs yi xale yu jigéen ñi la ñuy jàppale. leadership féminin genre. donc les jeunes garçons sont abandonnés actuellement. kon loolu dama koy waxaat. kon les jeunes garçons ñoom ñooy nekk ci mbedd yi parce que fi mu nekk nii affaire leadership féminin moom la bailleurs yi di joxe xaalis. soo ci amee approche prospective. léegi imaginer nañ ko équilibré dans 10 ans. on n'est pas contre le fait que fii mais na nekk équitable na équilibré. voilà équilibre boobu bu moytuwul dans 10 ans dans 15 ans dañ koy perdre. élèves jigéen yi ñoom ñooy ëpp ci classe yi. voilà ñoom ñooy gën a xarala. loolu tamit. c'est pas loolu ça doit pas être la finalité aussi. waaw loolu léegi li muy jur ci. ci liggéey bi. loolu ci ña nekk léegi. bourse yi ñu genré ko. lépp ñu genré ko mais après ça va être compliqué. loolu weesu nañ ko comme jafe-jafe ci Matam. Matam dem nañ ba dugal woon l'éducation des filles dem ba fii raw nañ. les garçons ñoom ña ngay sàmmi. kon déséquilibre boobu duggoon na bu yàgg. dans les années 90 il faudra revoir tout ça. commencé woon nañ ko sentir au niveau de Matam l'éducation des filles ak genre nag ne veut pas dire que favoriser parce que xale bu góor boobu s'il veut arrêter ses études il faut pas que mu dem sàmmi il faut que mu am benn entreprise agricole
qui lui permet mu augmenter ay performances mais pas que ñu bàyyi ko. tant que équilibré ci àll bi fële. tant que équilibré naan mais on est content parce que au moins jeunes yi ñoom am nañ bac quoi. day déstructurer société bi sax. mais c'est ça loolu après je crois que mën na indi les actions yi nga xam ne dañ mën na koy traumatisme après ci. dañ koy def ci les sexes là muy féminin bi ou masculin bi mën nañu indi ay jafe-jafe. bu topp nag l'éducation des filles rek ba léegi li ñuy wax parité l'indice de parité en faveur des filles. classe boo dugg tey surtout presque élémentaire ak préscolaire jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi kon bu yàggee loolu mën na jur jafe-jafe. léegi xanaa nañu fexe ba yewale. ci li muy jur laa bëgg ñu ñëw foog ñu def beneen waxtaan ci aspect yooyu. waaw li muy jur mooy offre d'emploi yi xam nga léegi fi mu nekk nii su ñaari góor ak jigéen buñ tolloo jigéen bi la ñuy jël. nga loolu waaw parce que dañ naan candidature féminine. discrimination ni ñu positive koy waxee encore candidature féminine très appréciée. waaw discrimination positive. voilà mu ngoog. waaw ñu ne discrimination positive de parrainer poste genre. voilà léegi loolu proviseurs yi bari nañ ci wàllu jigéen ñi principaux yi balu nañ ci wàllu jigéen ñi loolu sax. école yëpp am ay dañ bureau ko doon def rek pour encourager le leadership voilà féminin bi ngay wax mais bu ñu demee nag ba mu nekk déséquilibre déséquilibre après loolu quand même war nañ ko. bu déséquilibre bi. boo jëlee ci école bi nga ne les 10 meilleures filles nga jox leen bourse comme keroog ni ma ko waxee ci ministère de la femme léegi les 10 meilleurs garçons quel est le message qu'on leur envoie mooy jarutul ngeen sonn di jàng c'est pas un bon message. exactement mais li après su génnee di football ci mbedd bi ñu ne way bëggul jàng. gis nga imam boo jëlee suñu documents yi moom ni ñu koy tëggee macha allah mais mise en œuvre bi day am jafe-jafe tey document assises yi prévoir woon na ni que numérique bi faw mu ñëw te tey ci Covid bi xam nañu numérique bi buñ ko amul. jafe-jafe day am mais système bi tamit waaw système bi tamit dafay war a ubbeeku tamit ci li nga xam ne mooy xew ci àdduna bi tey am na yeneen question émergente yoo xam ne génn nañ muy l'inclusion financière kooku faw mu dugg xale bu fekkee ne yow Wave ak Orange Money ak yooyu yëpp tey mu ngi ci environnement am faw yooyu yëpp ñu dugal ko mais li may wax man mais man li may wax sama mbokku daara yi mooy mën nañ jàpp suñu diine ba pare nekk parmi les plus performants parce que loolu dama koy jëlee ci pays boo xam ne dama ko visité muy la Turquie à maintes reprises mais xale bi sax pour mémoriser carburant pour mémoriser le Coran mais digital board la ñuy utiliser da ngay dugg ci seen salle de classe yi peut-être daara lañ koy wax mais da ngay gis ne yaa l'informatique ñu tegal la alxuraan bi nga mën ko ba pare terewul nga nekk un informaticien wala nga nekk un médecin wala leneen mais yow presque modèle nga ci imam. waaw mais parce que suñu amul système bu mel noonu buy lëkkale effectivement njàngum diine bi ak tamit li jamono laaj ci wàllu xam-xam ak ci wàllu production ak yooyu kon tam dañ ñuy largué. mais yow de ça va être un problème. yow de fii mu nekk nii am nga ci vécu. parce que yow nag mémoriser nga Coran bi yow fii mu nekk nii tey war nga mën a toog rek ne affaire bi nii ak nii la war a demee parce que yow da nga jaar ci daara mémoriser le Coran mais terewul nga ubbeeku dem defi jafe-jafe bi environnement ak yeneen ak yeneen. bi ma bëgg gis daal te bëgg koo conclure mooy assises yi. d'ailleurs doo dégg sax ministre jóg wax ci assises yi. te pourtant war na nekk suñu référence. mais c'est ça ginnaaw bu ñu ci toogee 2014 2013 2014 ba génnee yëpp war na nekk nag tableau de bord boo xam ni moom mooy tax ñu yegg fa nga xam ne ni fa la ñu bëgg a yegg ndax lii ñuy wax ni yëpp mi ngi ci assises yi. te dogguma la docteur mais d'après li ma dégg ay nit bind ko wala ma dégg ko tamit dañu ne bokk na ci lu may Amérique doole mooy li mu lëkkale xam-xam ak politique. maanaam document yu mel ni bu dee États-Unis la bu ñu ko defee dañ koy appliquer parce que dañuy xam ne ay borom xam-xam ci réew mi ñoo ko produire. ma dolli ci ne. duñ ko ranger ci ay tiroir. dañuy jox exemple Japon. dañuy jox exemple Chine dañuy jox dëkk bu ñuy jox exemple rek dafa jël cosaanam jël aadaam daal di koy jiital ci njàngam door cee teg leneen. kon nag ñun nag inversé dañ ko inversé moo tax dañuy nekk toujours entre deux chaises te loolu du tax ñu dem kon nag man jàpp naa ne war nañu dellu si bu baax ci conclusion assises yi ci vision ba ñu définiroon ci assises yi may ñëw maa ngi koy lire mais da ngay gis ne amatul dara lu ñu war a inventé bind nañ ko liñ ci war a teg ba ñu paree assises yi ñu ne dañuy def ay priorité parce que 300 et quelques mesures la assises yi joxe woon. ñu ne nañ def 2014 la woon. maintenant on est en 2000. fii ñu toll nii. 21 21 6 ans après. ci échec on n'a rien fait de ce document.
ci échec lañ toll. C'est un maanaam pays mën naa wax ne sérieux, ci échec lañ toll échec ginnaaw bu ñu defee assise ak xaalis bi ñu ci dugal yëpp. waaw. parce que waroon na nekk point de départ bu bees. boo xam ni ci la ñuy tëggee pexe yi jublu ko ba pare sax mu indi benn pacte bu bees. pacte comme dañu war a appliquer assises yi. dafa laaj ay moyens. pour système bi wëlbatiku. kon nag muy jàngalekat yi muy parents yi muy élèves na ñëpp takkuwaat. parti politique yeeg. ñëpp. ñu ne comme ni nga ko waxee. waaw société civile bi aussi bien religieuse. que lay. waaw loolu mënoon na nekk un consensus national. consensus national. je sais que terme boobu bëgg la trop. tu as raison aussi waaw ak refondation. waaw pour man mënul ca ñaar yi mënut a ñàkkal la ko. tabarkalla man daal dama incha allah li ma yaakaar mooy il faut que ñu def incha allah beneen émission boo xam ne dañuy jëlaat les grandes conclusions assises. jël ko benn par benn. yëngal ko bu baax gësam ko. ba pare seet lii ñun ci émission bu mel nii. lan la ñuy proposé ne mooy démarche bi pour appliquer conclusion yi benn par benn. parce que quand même dina ci ñëwaat imam parce que document yooyu ñun ñëpp yore nañ ko te chaque fois bu ñu koy xoolaat dañu gis ne tëgg nañ ko ba mu baax. assises yi dëgg la document bi volumé woon na ñu jël ay 11 directives. jël tamit ay recommandations. ay 5 priorités. mais dans la mise en œuvre foofu lay péché. li tax mu péché ak ki fi nekkoon mooy nit ki dafay ubbeeku ci nit ñi. duwul na rek par exemple ci assises yi nee nañu renverser la tendance ba na créer des filières littéraires. te def ay scientifique nga ne rek boo jógee di tabax ay BST réglé nga ko déedéet moo tax ñépp dañ ne ñun ko dañu tëgg dafa am solo. ndax képp ku doon kàngaam tey. nekkoon ministre soit nga nekkoon ci fonction publique wala nga nekkoon tey ci éducation nationale ñëwoon nga ay ñoom Moustapha Souran fi leen fekkoon ay ñoom Yorodee ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon. mais waa COSYDEP ak ñeneen ne nañ def benn comité de suivi. mais kenn rek du jóg ne waaw li ñu wax nii laa koy defee déedéet. nañu toog ñu ubbeeku. teg lépp mu am benn comité de suivi di xool nuñ koy mettre en œuvre. moo tax dans la mise en œuvre dafa des. kenn waru fi jouer cavalier seul wala éducation politique partisane. déedéet faaw mu am ubbeeku faaw mu am ubbeeku te ñu xam ne éducation bi ñëpp ko bokk. créé nag benn comité de suivi recommandation yi lii la ñu wax au bout d'1 an 3 ans fu ñu ci toll. mais voilà ñu soog a def loolu. li muy wax tamit ne balaa ñuy évaluer actuellement projet yi rek la ñuy évaluer c'est-à-dire projet yi ay bailleurs financiers. li muy wax cette vision là par exemple d'ici 30 ans foofu def nañ ciy jéego parce que dama ne la système bi dañu amoon rek ay projet ñu dem ba ñëw ne léegi ay programme mais programme décennal mais tey boo gisee paquet bi sax dem na ba 2025 dem sax ba 2030 te yooyu tamit am na ay yoo xam ne ay assises la yu am feneen au niveau international l'agenda 2030 ak ay. choix yooyu yëpp pour ñu jéem ci arrimé wu xool fan la ñu war a jëm d'ici fii ak loolu ñu ngi ciy def ay jéego mais des na. li ma gis daal mooy su ma jëlee yéen ñaar rek li ngeen représenté sur le plan intellectuel et moral et sur le plan de la conscience citoyenne patriotique et tout yéen ñaar ñi rek ku leen dajale woon ak ñeneen ñi mel ni yéen ñu tegaat les conclusions des assises mais ñu def feuille de route comme ni nga ko waxee ñu doxal daal ne serait-ce que 3 ans yi par exemple on va appliquer ça et ça. mais war ta jafe su fekkee nii bu fekkee bëgg nañ suñu bopp. mun naa wax ne ñu ngi ci ëpp xam-xam. foofu ñu ngi fi. am toog ci seen coin. di xaar ko leen wax. bu ñu leen waxee ñëw leen liggéey ñëw liggéey. voilà ñu liggéey lu sérieux def ci seen ñaq def ci seen lépp teg ko après ba ñu paree ñu cof ca lii cof ca lee cof ca la loolu tamit moo xaw a découragé ñu bari d'ailleurs ci réforme yi te loolu tamit bëgg naa ci c'est la responsabilité président Macky Sall parce que moom réforme yi nga xamee ni yëpp initié woon na ko bi muy door a toog ci intuition yu baax la teg woon ndax bu ci nekk lu am solo pour avenir réew mi la mais jeexit ak jeexin ni nga xamee ne nan la réforme yooyu di jeexee moom war na ci am taxawaay bu bees. ñu ngi ci deuxième mandat. ñu ngi ci ànd ak yow kon di lancer appel boobu président Macky Sall appel boobu. boo xoolee liggéey bi Makhtar Mbow defoon. am na ci yu bëri après mujj doy waar. boo xoolee liggéeyu réforme foncière bi xool liggéey bu am solo boobu. ak tamit conclusion assise bi. ak yeneen. kon vraiment appel boobu nga lancé wax dëgg yàlla ñëpp mën nañ ci d'accord et c'est pas un appel politique. appel bi nga lancé c'est un appel au premier responsable politique c'est vrai mais c'est pas un appel politique. voilà c'est un appel d'engagement. imam loolu dañ ko koy nangul pour le pays. parce que bi mu ñëwee rek dafa organiser les concertations sur l'enseignement supérieur. loolu idée bu noble la ñu koy loué. ba pare tamit yàlla def mu tombale les assises. fële dañu waxoon état zéro fii ñu ne les assises ñëpp toog mais wax dëgg yàlla lañ fa tëgg baax na
mais nañ fexe nag ba mettre ko en œuvre parce que affaire bi du ne da ngay am intention rek. te dans intention la doyul mise en œuvre mébét doyul mi ngi noonu mébét doyul wax dëgg yàlla intention foofu mën nañ ko saluer mais am na yoo xam ne rek des fois day da soxla nga koy jëmmal. mi ngi noonu. te ma wax la benn affaire ci l'islam de en tout cas noonu lañ koy waxee te foog naa mooy dëgg it. mooy que ni li nga naan intention la tant que jëmmaloo ko. kon nekkagul intention. day am jafe-jafe. il faut nga jëmmal ko wala boog nga jéem koo jëmmal ba am lu la ëpp doole ne la lii doo ko fi defee. nañ jëlaat mais tey réew mi ñi ngi xaar ku jëmmal. nañ jëlaat toutes ces réformes là. nañ jëlaat éducation bi. donc la classe politique dafa war a créer benn pacte comme ni nga ko waxee ak le peuple pour jëmmal loolu ba am nag lu ñu ëpp doole. ñu taxaw nag daal ne lii nu ñu ciy def. imaam te sax dara lu ëpp doole normalement. imaam nañ jëlaat éducation mu nekk au cœur de la république. xam-xam dafa am solo. boo demoon Byzance gàggu yaa ngi foon te toujours dama koy rappeler adage bi naan si l'éducation coûte cher essayez l'ignorance. gis nga buñ xamut jafe-jafe day am te toujours damay joxe misaal ci sida. sida mi ngi fi mënuñ ko faj man sama loxo bi li ci jaar ci million pour ñuy préparer nit ñi rek ci wàllu sida te ba léegi amuñ lu koy faj mbas maa ngi nii njëkk na fee jaar ñu def ci lu kenn xamut jokkaat ci def ci mais tant que xam-xam bi ñëwut ñu def ko priorité. doon mën a régler lu bare. tabarakallah kon nag mi ngi noonu ñoo ko déggandoo technicien yi xam naa ñu ne waa mais imam lu xew tey en général je suis un peu discipliné bu ñu mënee waxtu bi jeex na mais tey moom système bi moo demee noonu ak waxtaan bi moo demee noonu mais kon wax dëgg yàlla ñu ngi remercier encore baax di jaajëfal docteur Cheikh Gueye bi nekk ENDA Thierno nekk aussi cadre unitaire de l'islam di jaajëfal di remercier bu baax a baax inspecteur Aliou Ndiaye inspecteur de l'éducation nationale ci waxtaan bi nga xam ne indi nañ ko fi waxtaan bi pour man introduction la ci quel système éducatif pour le Sénégal incha allah am na ay ruq-ruqaat yu bëri yoo xam ne bëgg naa incha allah taala bu ñu yàlla may wér ak tal ñu dajewaat fi encore ci yeneen plateau gën a xóotal bi thème di remercier encore Ramatoulaye Sall Diop ak toute l'équipe bi mu àndal di leen wax ne ko émission bi rëcc mën nga ko seetaan le vendredi matin à 11h wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jàmbaar si diine sur ITV.